waaw man la Omar Pène si Sud FM 98.5 ak Sidi Gueye nag mooy Lom Jaraaf. voilà jërëjëf mbokk auditeurs yi déglu Sud FM seen rajo ci 98.5 tey nag ñi ngeek artiste boo xam dootuñu ko présenté sur le plan international dootuñu ko présenté ndaxte kenn la ko xam ni figure emblématique la de la musique africaine di Omar Pène Goro Banda Ndiaye lañ koy dàkkantele Omar Pène lead vocal Super Diamono mais membre fondateur du groupe Super Diamono également Omar Pène ñu lay nuyu ci Sud FM. maa ngi leen di fay si émission. waaw. alors café gi neex na moom xam naa. jaajëf lépp neex na te demaguñu fenn. ok jaajëf. damay wax ni Sénégal ñëpp ko namoon ci Sud FM ndaxte ay at saa yu ngeen toogee di woote di ñaxtu ak di laaj li nga xamante ni moo di Omar Pène balaa ñëw wax dara ci émission à cœur ouvert lay doon ba pare li concept émission bi mooy dañuy waxtaanee nit ki d'abord Omar Pène est né en 1955 à Gueule Tapée di koo xamante ni ci wàllu ndaw jaar na fu bëri ndaxte jaar na ci banlieue bi waaye dañ ni tungu ne du teew ñuy nataal kon loolu yëpp dañ ciy dikkaat Omar Pène ci ban xeet la bokk ci Sénégal. man maa ngi sosoo diggantoo Kayoor ak Bawol. ndax si diggante Kayoor ak Bawol ndax suma yaay Bawol la mën naa ne. donc son papa Kayoor la. donc xam nga Sénégal moom boo juddoo seq ak boo seqee Kayoor seq Bawol moom yaa ngi Sénégal. donc si gàttal daal mën na wax ne foofu laa soso diggante Kayoor ak Bawol waaw. alors di ñaari dëkk yu mag yoo xamante ni tey ñoo la meññ nga juddoo Gueule Tapée. Gueule Tapée Médina. donc alors mën nañu xam enfance su Omar Pène ci xaleem foofu ca Médina. Médina nag maanaam pratiquement yàgguñu fa. ndax def naa may juddu boobu fekk na ñu toxu Pikine donc dañ teel a toxu Pikine mais jaar naa Bargny ci suma maam parce que comme si côté boobu aussi am nañ ci côté Lébu am parce que Bargny daanaka foofu dëkkoon nañ fa suma yaay nekkoon na fa suma maam donc après si lañ fa jógee ñu ñëw Pikine def naa ne Pikine si ñu ko njëkk a sañ ci sama maam si la bokk Pikine tali bu mag Gazelle quartier Gazelle waaw mën naa wax ne daal foofu fa laa defee suma waxambaane comme ni ñu koy waxee nekk na xale ba am âge yu 11 ans donc fa laa jógee soog a ñëw Dakar fekk ci suma papa fii si Jëppal jamono jooju mën nañu xam ñaata temps nga dund foofu ca Pikine ak ñu mën a wax ci ndawal Pikine ndax ndawal Pikine en général dara léegi waaw loolu la dëgg la wax dëgg yàlla temps yooyu nag wax dëgg yàlla comme banlieue moom mel woon comme ni mu mel boobu ñun football rek a nekkoon si sunu fa laa defee nag école primaire foofu laa jëkk a dalee école 1 Pikine jóge fa ñëw itam ñu nekk si di football moom ba nañ ko ba moo nekkoon suma préoccupation bu gën a mag football bu nekkee xale noonu la daan football am na benn terrain bu ñu wax terrain meew waaw meew terrain meew foofu la daan footballé alors football yoo xam ne football yi doy waar lañ loon parce que bu ñu daan football dañ daan suul ay yat alors équipe bu ñu gagné rek alors boo gagné rek ay yata la fay dàq xam naa li gën a tax moo mën a daw loolu si la bokk ndax man ailier laa doon football ailier droit nag moom dafa ne bu ñu gagné daal comme ñun nag équipe bu ay la ñoo waroon wax dëgg yàlla Pikine Gazelle quartier Gazelle ñun dañ daan gagné rek mais comme gars yi dañ daan suul ay yat bu match bi tasee rek gars yi sulli yat yi sooy ku si dàqaloo sama morom nga idée boobu kan moo ko doon génne ci yéen non affaire xale la rek xam nga affaire xale moom xam nga loolu fu nekk lay jógee donc mais toujours si ambiance bu convivial lay doon parce que nit musi si gaañu nit musi si am benn problème mais loolu yëpp dafa nekk si pom xale xam nga dans les temps boobu yàgg na quoi en fait malgré que loolu kenn gisatu ko fi alors diggante boobu nga nekkee ci foofu am benn at boo xam ne replié wu nga nag ñëw si sa papa dellu si fan replié ñëw suñu papa mais pratiquement yàgguma fa parti boobu nag xam naa peut-être que du ma si sori mais yàgguma fa loolu après si laa génnee kër gi alors lu wéyal sama bopp maanaam loolu moo tax ñu naan Omar Pène a fait la rue ce qui veut dire que à l'âge de 14 ans pratiquement jël naa li nga xam ne li moom mooy suma yoonu bopp voilà suma yoonu bopp pour des raisons un peu familiales xam nga rek Sénégal moom ok nga bàyyi sa abandonné sa kër papa bàyyi sa kër yaay di demal sa bopp ci naka ci ay 13 ans 14 ans demal sama bopp waaw donc foo doon lekkee foo doon tëdd waaw mais suma ak kër xarit laa doon dañ nekk lool xam nga rek boo nekkee xale moom
mu nga am sa benn xarit mu jël la ngeen dem fanaan fa suba nga dem feneen mais après nekk si benn quartier bu ñuy wax Derklé. alors Derklé nag maanaam pratiquement mën naa wax ni foofu la suma carrière musique soso parce que dañ daan football effectivement football. comme football bi topp na ma ba foofu ñu joué équipe bu Derklé. moo nekk Wally daan tey. alors ma nekk fa ak suma ay xarit. donc foofu laa gën a yàggee ba musique bi sax bi ma koy def à la limite foofu la ma musique bi fekkee parce que foofu la ma bayloo. découvrir fa la ma xamee du moins parce que bu ñu digoon entraînement dañuy ñëw place bu ñuy wax jaaxle. ci Derklé benn place bu ñu tuddoon jaaxle. fa lañu daan regroupé. donc Bob Sène da daan jógee Castor moom ñëw. Aziz Seck bi nga xam ne bii aussi joué na Percussion Super Jamono. donc fa lañu daan nekk di dëgg ay porte tamate ay guitare léeg-léeg police dàq ñu fa sax ñuy jaar fii ñuy jaar fii. donc mu nekk dans une ambiance très conviviale. ambiance boo xam ne yi fu xale la woon. mais ci wàllu jàng Omar Pène est-ce que am na njàng moo xam ne suivre na ko ba mën ko ci ràññee wala école boo xam ne jàngee na fa bu mu mën a waxaat tey Sénégalais yi. non jàng moom moom defuma ko. ban niveau nga yemoon amoo sax certificat d'études primaires. amoo certificat. te pourtant da ngay wax. CM2 laa yem te doo am certificat. mbokk si at. mais loolu defuma sax examen bu balaa examen bi ñëw fekk leen dàq la ñu yàgg. lu waral loolu. mais parce que bon jàng nekk loolu sama bopp xam nga rek. bëggoon ci livre non pas bañ mais aw moon film jàng parce que comme nekk moom sama kër parents yi itam. donc voilà quoi à la limite donc je crois que loolu moo tax ma génn école bàyyi jàng bi. par la suite ngay fréquenté ñoom Bob Sène ñoom Aziz Seck. waaw par la suite. loolu mooy yan année la woon. mën nañ daal c'était dans les années 70 comme ça. 70. waaw 70 71. léegi ba Omar Pène di dem ba am notion ci dugg ci musique lan moo ko ci xiir ak lan moo ko njëkk a inspiré ci dugg ci musique. dugg ci musique bon man pratiquement au début bëgguma woon parce que mooy li ma la expliqué parce que bi ñu bayloo daan fekk foofu ñuy tëgg ay guitare ak ay way. xam nga mu proposé ma ko mais dama bañoon dama ne ah non man kii dama ko def pour fa rek man football mooy suma passion donc demoon naa fi nag nekk ko fait école football Jaraaf et tout mais après nga école football Jaraaf. ah oui absolument. ok donc pour man football laa war a def man football moo doon suma passion gëmoon quoi moo taxoon ma bàyyi suma jàng moo taxoon lépp ma kii ko mais pour football. xanaa mënoon naa football loolu ñu ma yooyu sax Omar Gueye Samb parce que. ailier bu garaaw laa woon dama naan dribbler di centrer donc di football kër gi quoi vraiment. ok léegi. bay la ba mu fa fekkee daal. waaw alors propose ma affaire bi. ma ne ko non man bu daal sa man bëgguma. non mais lu mu gisoon ci yow ba tax. non parce que dama doon way dañ doon way. ok man maa doon way. ay di tëgg si keesu guitare gi Bob Sène di guitare. ok mais comme da doon romb foofu moom bu rombee dégg ma mu ne mais mu woo ma ko benn mu ne ma mais boy yow. bay la jaay na nga tudd ma wax ko mu ne ma yow géwél nga ma ne ko déedéet mu ne ma yow la ma dugal si way ma ne ko non comme ça rek man damay woyantu quoi mu ne ma non mais attends yow ku la dugal ma ne ko orchestre mu ne ko mukk set yàlla tere ok ba orchestre moom nee na même pas question. ok après mu dem bàyyi ma. waaw mais il est revenu à la charge plusieurs fois. en fait donc dafa doon romb di romb parce que ñoom ndekete boobu taa cadre orchestra. ñu ngi doon wut benn boy chanteur quoi. bu leen woyal. mais man ça m'intéressait pas franchement. ok parce que bëgg moon mais après nag bon xam nga rek boo bëggee dara mu insister di insister. ba suma xarit yi ma daan footballandoo ñoom Big Boy ñoom Mabus ñu ne ma mais gars yow. dañ dem nga seet pourquoi pas. oui diggante Castor Derklé mais ñun bari nañu ay footballeur ah gars mais amuñu benn musicien fii. musicien amuñu waykat quoi il faut ñu may leen mais saa yéen da ngeen di font way. way ma dem way si orchestre ñu ne te man sax aw ma maam bu yooyu. man du waykat man du ma géwél du ma kii damay woyantu rek ñu ne ma may non il faut ñu dem may dew waaw. voilà wax ci bii bëgg a dee. mais grand bi daal. waaw xam naa la grand bu dëgër bopp la. dëgg la mu topp la rek. topp ma rek. waaw benn bés daal mu ñëwati. le lendemain gars yi ne ma leer booy même boobu nañ dem boog ñu essayé. amee na d'accord benn bés ñu jógee entraînement terrain Castor. ak samay godaas ak suñu ay mayo. waaw ñu jubal Liberté 2. boobu temps foofu la cadre orchestra di répété. ak grand Cheikh Diagne. ñun daal biñ nee tëll ñu fëgg ubbi dugg. fekk gars yi répété ñu arrêté musique bi di ñu xool Cheikh Diagne daf ñu njëkk a dàq. xamee génn leen. fii du c'est privé. allez dem leen football allez dem leen. xameewu leen xameewuñu bon xamul moom xamul. ok ne ko mais kii mooy boy bi mu ne ko kii. moom day saboot quoi da may photo yow kii ak équipement bi yi nga daan. day way mu ne man daal mooy boy bi noonu la wax. léegi gars yi ñu ne ma léegi kaay mu ñëw tax ak samay ko ñu ne ma léegi looy way may leen toolu Baye Demba ndeysaan ñu ne waa woyal toolu Baye Demba ñu ne
mais coono du cours. waaw si répétition yi. gars yi daal mais kii daal gars yi. bàyyi leen ko mu yóbbu mu dem football yi. mu dem football yi. ñu dàq ma si tàggat bi. waaw waaw man ma dama continuer sama football. oui. man. ma demaat football noonu alhamdulilah rabbil alamin ba génnee ma dem sama copain ka leen wax ne yéen da ngeen may fon. man du moom kat mais am photographie man xam nga ko. Tollu Baye Demba nga njëkk a composé ci woy way biita ban mooy biita ban. mooy biita ban. déet maa ngi ko dugalaat sama album bu bees may liggéey ok en France déjà pour te dire que ça me fait beaucoup de souvenirs. ndeysaan. en fait mais bi ñu ñëwee bon un mois après man fàttali naa yooyu grand bi ñëwaat. bay la ci boppam. mais bàyyi la ci boppam. ne ma boy léegi jël nañ la mën na ko jël. yéen ngeen dàq ba pare bëgg ma jëlaat. dàq nga wala ma noonu la dina dem dinañ la travailler ma ne ko mais gannaaw man aw ma taw travailler. booba dafa gis ci yow. non boobu xëy na xam nga mag dina gis. day gis lu waaw. xëy na ñu ne bon xëy na baat bi baax na. mais comme il chante faux. mais bàyyi rek ñu jéem ko liggéey quoi. ñu travailler ko. alors grand bi daal insister quoi insister ma ne d'accord. léegi may dem di répéter. mais malgré tout maa ngi doon connaître sama football. waaw. léegi ñu may woowee le musicien footballeur. ok enfin le chanteur footballeur de Derklé. de Derklé. alors dafa baa ngi commencé jour bi ñu njëkkee génn télévision. benn télé variété ak Maguette Wade. ndeysaan. ay 72 la woon. 1972. alors bi ñu génnee télé nag gars yi woy la ma woy fa ñaari morceau. alors bi émission bi génnee nag le lendemain mais booy ma commencé nekk star nag si. te taay benn télé amoon. ma commencé nekk star si côté rek commencé am ay xarit yu jigéen. waaw gars yi dar la. sama gars yi. ñu ne ma mais gars yi doo bàyyi de. amatul bàyyi. ñu ne ma doo bàyyi de. bàyyi. waaw mu si àddina. waaw parce que ñoom da ngay yóbbaale. waaw fu ma jëm rek ñu ànd. waaw léeg-léeg ñu wax non mais pen jógal ñu dem fii waay. xam nga parce que boo demee gars yi xamee la Omar Pène la ko gars yi toog ci ko commencé jàpp si xale yu jigéen. waaw xam nga bon affaire histoire bi daal. noonu la commencé. ok alors mu nekk benn année boo les années 72 nga bokk ci orchestra CAD ñu sos ko mu nekk loo xamante ni ñaata temps nga fa dund. def naa fa 72 73. après si la bàyyi quoi. ci nga bàyyi est-ce que bi ngay bàyyi yaa ngi doon idée créer bés benn orchestre bu mel ni par exemple jamono bi nga xam ci lan la njëkk a xamee. ndaxte it bi ñu seetloo waa ex membre super tropical jazz bu Madi Konaté ñu bari jógee nañ fa pour ñëw sas li nga xam moo nekkoon jamono de Dakar. waaw boobu est-ce que amoon nga idée bi ngay jógee CAD pour créer orchestre. non pas du tout parce que boobu maa ngi am 16 ans. boobu gone laa woon quoi donc 16 ans bon doo am yooyu idée en fait. mais après bi mu jógee CAD orchestra. après ci la jaar tropical. parce que boobu temps ñoom Baye Diagne ñoom Khalifa la famille Diagne sax. ñu ngi woon tropical mais foofu tamit yàgguma fa foofu moom defe naa ne ay 5-6 mois laa fa def maa di. rek tëb. donc ma jóge fa. toog. après di connaître sama football après nag si la super jamono xalaat bi si super jamono am. commencé dugg sa idée. non super jamono parce que super jamono ñoom Baylo ñoo fa nekkoon ñoom Baylo ñoom Baye Diagne. mais Baylo moom boobu temps ba léegi bàyyiwuma de. ok bàyyi la ma bàyyi mi ngi la topp rek. bàyyi la ma topp rek mais bi ñuy wax def super jamono bi ñu créé super jamono. si la ma woo. ok bon grand yi sax am na ñoo xam ne bëgguñu woon parce que franchement. boo je veux pas rentrer dans les détails. ok waaw que loolu yàgg na quoi mais bon grand yi bëgguñu woon mais bàyyi la moom mën naa ne sax bàyyi la moom a imposé. super jamono ak Adama Faye. ok nga ne booy bi il faut ñu jël ko par force parce que day bokk. moom membre fondateur la. day bokk. ok tu comprends. donc voilà noonu la ñëwee. bàyyi loo protégé ma. ma nekk super jamono. est-ce que bokkoon nga ci ñi fa gën a ndaw wala ki gën a ndaw. maa fa gën a ndaw. ngeen ñëw di créer benn style de musique boo xam fekkoon ngeen fi ay salsa fekk fi yeneen xeetu musique cubaine alors nan ngeen def ba imposer ak créer style de musique bi nga xam moom ngeen doon def di afro jazz boobu ngeen doon def. waaw dafa am chance wu nekk Adama Faye nekkoon fa. Adama Faye moom musicien de variété la woon. musicien boo xam ne bi moom ay funk la doon tëgg ay pop ay affaire la donc moom ay salsa kii yooyu. intéressé ko donc moom moo indi style jamono bi tey. effectivement kooku ça vient d'Adama Faye kooku mooy il faut reconnaître donc chance bi. moom mooy loolu di liggéey ku mel noonu. en fait donc mën naa ne yu bari lu ma xam si woy si musique. à la limite si moom la jógee parce que moom moo doon formé. en fait mais formé moo si woyu comme je suis pas un griot donc xam nga mënuma woy yuuxu takkaate maam ak yooyu. donc voilà on s'inspirait de ce que faisait Bob Marley wala James Brown wala ay Otis Redding. parce que moi c'était un musicien de variété dafa naan sax woyloo ay variété dañ naan bind ay affaire donc na ma booy woyal lii. nga woy loolu voilà donc foofu la style bu jamono bi maanaam jóge. ok voilà mais ci jamono jooju
nga nekk fa di woy yàgg ñaata musiciens yuy woy ay chanteurs ñoo fa nekkoon wala yow kese yaa fa nekkoon. non du man rek maa fa doon parce que Baye Laye mi fa woon di woy ay variétés. Grand Bass mi fa woon di woy aussi. woyu Sénégal. comme on dit mais sinon ñun ñett ñoo fa nekkoon. waaw bi nga ñëwee yow ci ñooñu ñëpp nga tudd yaa mujj a nekk tey woykat boo xam ne yow yaa dem sur le plan international yow yaa nekk le plus connu alors nan la demee ba nga jóge ci loolu nag génn foofu dem beru wut sa affaire bopp nan la demee pour séparation ak ñooñu am. non séparation bi amul parce que mën nañu ne c'est le changement dans la continuité parce que ba ma nekk jamono ba léegi jógee ba fa ba léegi jamono ngi existe en fait mais je pense que ñu bari ñoom ñoo dem parce que boobu temps ñoom ay mag la ñu woon xam nga et puis ñoom dañ doon liggéey quoi donc musique bi du woon profession pour ñoom xam nga dañoo woon seen liggéey bu wàccee ñëw répété bu ñu waree jouer ñu demander autorisation tu comprends mais après mën naa ne bi nga yi demee alors ñoom Lapa ñoom Bobsé ñoom Pabas beneen génération ñi ma maasee. mu ñëw alors bi ñu ñëwee. mën nañu wax ne foofu la changement bi am. ok parce que foofu la ñëwee ak beneen culture. ak beneen formation mais toujours ñu nekk ci esprit jamono bi c'est-à-dire dans le rythme jamono. ok toujours avec les mélodies du jamono. avec les mélodies du jamono. en fait foofu la ñu doon njëkk jouer pour jouer lu ñu neex. parce que boobu temps ay salsa ay shit ñooñu ça nous intéresse pas. boobu temps ay nëmboon moo doon dox ay baobab affaire dama noonu ñun suñu xarit yi sax bu ñuy répété dañu doon wax naan waaye yéen façon musique bii ngeen di tëgg lii lan la nii la kenn xamul waaye ñun xamuñu ko yéen vraiment yéen est-ce que di ngeen am contrat yéen du ngeen joué de ngeen ay jazz ngeen di tëgg yu kenn xamul lii mais ñun boobu ñun loolu la ñu gëmoon quoi en fait déjà esprit révolutionnaire. parce que ñun ay étudiants ñu daan déglu. étudiants yi campus. surtout bon disons les connaisseurs de la musique moderne un peu côté intellectuel quoi. ok parce que ñu boobu temps man ay Mandela laay woy ay Nkrumah ay xam nga. donc voilà quoi du ma woy maamu nit donc parce que comme je suis pas griot. donc du ma woyaan du ma taggee. donc on était un peu à part quoi. comme on dit mais gars yi la ñu doon wax naan yéen daal. lii ngeen di tëgg moom ba yow ba ngeen bakkoon ndax lii kenn du ko déglu du jar. du ngeen joué dañuy toog ay 2 mois 3 mois dañu am contrat. ngeen toog di xaar. ñu toog di xaar lu leen daan dundal ak seen répétition. non ku nekk da nga daan génne. ku nekk da nga daan dem sa kër bu ñuy añ. ku si nekk sa kër ñoom Pabas ñoom Bob Seng gars yi nekk foofu ku si nekk sa kër dañuy indi bool. ok alors ñu mel ne ku nekk si daara. oui c'est vrai je te jure dañ daan añ mais da nga gis fii suppu kànja fii maafe. fii ceebu jën fii ceebu weex fii dexeñ fii ñu dajale. ngeen war a dóor loolu ok. xam nga bon su nekk bu yenn suñu copains yi bu ñu ñëwee ñu paye ataaya xam nga rek on vivait en famille. voilà est-ce que donc on dormait avec les instruments d'ailleurs. bi ci loolu kon xanaa moo tax kon jamono amul woon péete amul woon ko moom amul woon propriété amul borom. effectivement parce que c'était un groupe en fait un groupe de copains. parce que xamante nañu woon déjà avant ñu nekk musicien. dañu si boobu si dañu nekkoon mais groupe la woon. ok ñun li ñu gëmoon mooy musique. déjà dañ doon jouer reggae dañ doon jouer ay morceaux Bob Marley dañ daan jouer quoi vraiment ñun jouer moo ñu intéressé woon donc c'était pas amuloon leader malgré que man maa nekkoon chanteur bi mais on était dans un groupe d'amis un groupe de copains donc esprit boobu si loolu la ñu demee dans un premier temps voilà je crois que ba l'avènement de Omar Pène amee nag bi nga xam ne bi effectivement que affaire bi ça devient du sérieux donc voilà bu am Af-Sud. Af-Sud amee ñoom Ousmane si la ñu créé Af-Sud. donc avant ñuy egg ci Af-Sud parce que ay Ousmane yëpp dinañ ci ñëw loolu incha allah rabi mais dañuy seet ñëw ci diggante bi nga xamante ni Omar Pène ak Super Jamono membre yaa ngi kii ba Ismaïla Lo ñëw yokk ci en 83 alors nan nga xamante ak Ismaïla Lo ba mu intégré groupe bu Super Jamono. waaw Ismaïla ñu ngi xamante Gambie. ñun am na benn période bi ñuy demee. am na période ñu génn Dakar. ñu génn Dakar dem defi recherche. kooku ci quoi c'était dans les années 78. ci la ñuy génn Sénégal Dakar dem Kaolack yàgg fa dem Gambie yàgg fa lool. alors bi ñu nekkee Gambie nag si la Ismaïla am benn contrat ak benn producteur alors ñu bokk même fi ñu doon jouer. si benn cinéma la woon je me rappelle très bien alors bi Ismaïla ñëwee di jouer ak harmonicam ak guitare am moom rek la woon ak guitare am ak harmonicam alors muy jouer alors bi muy jouer alors gars yi xam nga affaire musicien rek gars yi yéeg di ko accompagner
Lapa yéeg di jouer batterie léegi Bob Sène yéeg jouer guitare papa jouer clavier affaire bi nekk orchestre. ok noonu la affaire bi commencé. noonu la Ismaël Lo intégré Super Jamono. noonu la affaire bi demee. après ngeen génn waxtaane ko. après non bi ñu génnee bon c'est le grand Baylo ici. gis Ismaël wax ak moom laaj na ma ne ma mais loo xalaat si boy bi ma ne ko mais c'est bien de toute façon comme man rek maa fi nekk su ma nee ñëw ma y a pas de problème alors ñu proposé ko Ismaël non il faut mu dem tàggu ay mbokkam il faut mu dellu Tëngéej tàggu yaayam ak affaire dema noonu pour laaj leen quoi mais su fekkente bàyyi lañ ko rek moom dina dellu si donc noonu la Ismaël ñibbisee Sénégal après quelques semaines après mu fekk ñu Gambie alors noonu la Ismaël intégré Super Jamono. Donc ce qui veut dire que foofu lañ jógee dem ak moom Casamance. parce que Casamance aussi yàgg nañ fa. am ngeen sax volume bu ngeen génnee tuddee ko Casamance. voilà justement loolu Casamance donc noonu la Ismaël intégré Super Jamono. ok lu ko fa jëlee. mais bëgg a def carrière boppam je pense. ok mais amul woon benn problème. non amul benn problème. je pense que bëggoon na def carrière am aussi amoon na ay proposition bu ko si laa defoon. en fait je pense. mais après mu ñëw ne mais écoutez saa yi daal man daal maa ngi dem jéem a defi sama carrière. sama yëfi bopp. ma ne ko mais y a pas de problème yàlla si yàlla jàpp donc. la vie continue. ngeen nekkaat ay ko xarit ba tey. non ba tey on n'a jamais eu de problème. amuñu benn xaar ma yàlla wax dëgg yàlla. dëgg la alors ñu koy nuyuwaale au passage di wax rek tey Omar Pène mooy sunu gan ci Sud FM 98.5 seen émission ndekki li bu ñu waxee Omar Pène wax jaar-jaaram ci wàllu musique bu ñu waxee Omar Pène wax kenn koo xam ne leader africain la li ko waral mooy dafa représenter Sénégal fépp ci biir àdduna bi ñu ko ci gërëm di ko sant di ko ñaanal fan wu gudd ak yëpp mais ci loolu dañu gis ni waxtaan na ak Mamadou Lamine Maïga mooy xamal ni mu intégré groupe bi ak ni ngeen xamante ak ni nga ko tege woon ci kaw jël ko teg ko ci kaw ni nga ko jàppale woon ak ni mu intégré groupe bi mën nga ñu ñëwaatal ci présence su Mamadou Maïga ak Moussa Ngom ci biir Super Jamono. waaw Maïga benn bés dañ ma ko gis si benn boîte de nuit mu doon way bi mu paree ma woo ko ma ne ko boy yow day am nga baat bu bien là donc est-ce que intéressé wala nga ñëw Super Jamono mu ne mais grand man loolu rek laa bëgg. ma ne ko bisimilah le lendemain mu ñëw bokk noonu la demee. ok donc Moussa itam je pense que noonu la demee parce que nekkoon na fi ay temps. xam nga donc gis ñoom Bob. ñoom Bob Sène ñoom Lapa ñu joué ak moom. parce que Moussa xamoon nañ ko depuis parce que ñun nekkoon nañu Gambie boobu tamit nekkoon Gélawar. ok donc daal lañ daje quoi si ay place mais après moom tamit noonu la yombee gars yi proposé ko ñu ne bon donc y a pas de problème pourquoi pas je sais parce que xam nga jamono moom esprit groupe boobu si amoon moom moo taxoon effectivement mu am diversité en fait loolu moo ci nekkoon parce que comme man rek maa fa nekkoon di wooy et puis voilà quoi am yeneen voix yeneen style itam mu nekk si biir kooku lu am importance la quoi en fait. je pense que noonu la affaire bi demee ñëw bi du lu difficile. ok xam nga yomboon na lool parce que comme c'est un groupe très ouvert. xam nga ñu nekk ci di liggéey ku si mën a bokk ñëw bokk ci en fait noonu la affaire bi demee. ok dañu gis ni ci biir Super Jamono dañuy wax ni gars yi am na fi ñu toll tey waroon nañ ko dépasser parce que nit leen ñoo xam ni fi ñu tolloon ci wàllu formation musicale ñi ko amoon bariwul. ñi ko meloon bëriwul ndax xale yi bëggoon nañ leen ñi nga xam ne mooy les connaisseurs de la musique ak ñi nekk extérieur bëggoon nañ leen mais li ñu doon seetlu mooy ni amu leen woon organisation boo xam ci wàllu xaalis surtout financière bon bu ngeen tëggoon tey de prestation bu ngeen paree da ngeen di pàccoo moonin bi sur le coup loolu ci mën a waxaatal parce que lu ñuy dégg lu bëree bëri la. xam nga en fait je pense que nit ñi dañuy wax rek mais li ñuy wax xamuñu ko parce que lu ñëpp bokk kenn moom ko tout à fait comme je t'ai expliqué tantôt que tu es dans un esprit de groupe esprit groupe mooy. amul leader c'est-à-dire que par exemple bu ñu nee tey Omar Pène moom moo jël ñëpp jël leen fay leen comme ni mu demee nii. tey je pense que loolu amu fi yoon. li amoon mooy man ak ki fi ñëw démb ñoo bokk yem donc ça veut dire que bu ñu joué ba pare on a un contrat bu ñu nu ñu daan def ba am matériel dañuy mosul am matériel parce que bu ñu doon jëloo xaalis bi kay du ñu am matériel bu ñu joué. du ñu am guitare du ñu am batterie. ñu am clavier mais amul luñ suñu sono boo xam ne bi ñun ñoo ko moomoon donc fan lañ ko jëlee dañ ko jënd on était bien organisé si biir côté boobu mais si biir loolu man lu ma am loolu la Lapa di am loolu la Bob Sène di am loolu la keneen di am donc c'est que mais xam nga temps boobu nag rivalité dafa am ñi bëgg a yàq rek ñoo doon wax loolu parce que amoon na yeneen yu fi am est-ce que comprendre te Sénégal esprit bi moom xam nga rek ni muy demee est-ce que comprendre ñu ku la bëgg a yàqal moom xam nga du la wax lu baax
boo xam ne wooy ay wéy lañu ay bandi lañu mënuñu dépassé mais dépassé fii dem fa. voilà loolu nga doon dégg ci wàllu ay nit ñu koy wax ay woyu leen ay bandi leen te amul di loo xamante ni mën na da doon nekk nga am famille ñuy wax sa ginnaaw lu ñaaw nga am ay papa am yaay am njaboot loolu nan nga daan dundee loolu. mais loolu ñun dunduwuñ ko woon sax. yëgu parce que loolu yëguñu ko woon sax. mais parce que li ñuy wax loolu amul. mais information doon egg si yéen. bien sûr que ñun dem nañu topp nañu ba France loolu à la limite. ok am na yoo xam ne bon peut-être doo si mën a dellu si. parce que fi mu nekk nii dem naa ba nekk mag dem naa ba def presque 40 ans de musique. da si comprendre parce que lii nga xam ni moo am si musique bi yëpp fii si Sénégal li nga xam li jànkoon Super Jamono wala Omar Pène jànkoonteel na ak moom. bés su ma ko waxoon du baax. ah bon. dégg nga wolof. waxaatal wax ji. li nga xam li foofu jaar nañ fa. ak liñ ñu def ñun. ak fi ñu jaar. ak liñ ñu daan xeexee. yàlla xamal ni xeex ci wàllu musique. si wàllu musique. di ñu sànni ay pot de banane nga si glissé di daanu. ak di yàq daal maanaam yàq bi nga xam ne bii jóg nañu pour yàqal ko Super Jamono. man Omar Pène su ma toogee tey di ko wax du baax. ñi doon yàqal Super Jamono ay sénégalais lan wala ay. mais fii lañ dëkk si dëkk bi. te xam ngeen leen yow. bu baax a baax. lan moo nekkoon seen but ba ñuy def loolu. mais bëgg a yàq rek. parce que Super Jamono gêné en fait. la ma ci mais ñooñu c'est des rivalités wala. non ma ne. wala ay rivalité ñoo yónni ay nit pour ñu yàq. non li ma la wax kay moom du doñ dama ne. xam nga Omar Pène du wax. xam nga mosuma dégg may wax si way nii way def na la dama toog sama wër rek liggéey sama liggéey jàpp sama ñaar. waaw li ma xam man ak li ma daj si musique fii si Sénégal. li ma ci gis ak liñ ñu si teg ak liñ ñuy yàqal. di ko jéem parce que yàlla mooy defar moom mën a yàq. ba léegi maa ngi musique xam nga loolu wàññiwu ma dara. donc su ma fa nekkoon di mbel sax ça n'a pas d'importance. mais je comprends su ma ko toogoon fii di wax dañ ne mais est-ce que Omar Pène bi li mu wax sax dëgg la. ah bon. ah oui bien sûr. kon mën na ni Omar Pène ku sonn la ci carrière musicale te te pourtant feeñul ci moom. non du feeñ parce que. lan nga àndal ba tax feeñul. am na fu ma jaar man. ci naka. am na fu ma jaar bi ma nekkee xale nee naa la bi ma nekkee. 14 ans nga génn seen kër laa génn suma kër. te musuma def dara loo xam ne li nit mus na intervenir en quoi que ce soit me concernant du benn mbokk du kii que ce soit. moo tax Omar Pène tàmmul ñaan du ma woyaan dama dégg lu ma wax waxi jàmbur sama yoon nekkul ci dara. yaa ngi affronté àddina. yaa ngi liggéey si liggéey. malgré tout malgré que fi ñu lay def lu bon yëpp. est-ce que tu comprends nga jël ko rek teg si sa carapace yow nga continuer liggéey. nga gëm li ngay liggéey. gëm li ngay def. est-ce que tu comprends parce que aujourd'hui tey am na ay jeunes yu bari yoo xam ne dañu bëgg Super Jamono. du question am na musique bi d'accord. mais am na ay jaar-jaar yu tax. ñoom ñu bëgg Super Jamono jël Omar Pène def ko seen idole. parce que ça n'a pas été facile. dañuy wax sax Omar Pène c'est l'artiste de la jeunesse. parce que tey boo demee ba tey bon yaa ngi sant yàlla. te ñaanoo ko fenn amul kenn ku may fekk sama kër gi naan ma jaamaam aw ma bar yorul ma kenn ñaan dërëm. du la ñaanu ma wayaanu ma tarbi moo nit. doo génn yorul ma kenn dara dugguma si affaire jàmbur maa ngi liggéey su ma liggéey toog jàpp sama jàmbur di am sama teranga du la mais loolu dama ko ñafe. comme on dit mais ça n'a pas été facile. ñafe bi ci naka par exemple. non mais teranga jooju si kaw gëm li ngay def. di liggéey sa liggéey sans tambour ni trompette comme ni ma koy faral di waxee. est-ce que tu comprends am samay support am ñoo xam ne ñi maa ngi liggéey ak ñoom. kon est-ce que tu comprends boo gisee par exemple am na aussi ay xarit. j'ai des amis. moo tax toujours est-il que booy dégg su may way ma si way ay xarit ak yooyu. c'est parce que c'est des valeurs qui ont tendance à disparaître aujourd'hui. en fait léegi nous vivons dans un système boo xam ne bii affaire opportuniste la. est-ce que tu comprends bon xamoo ko la bëgg xamoo ko la bañ xëy na peut-être boo amee ñu faale la boo ñàkkee kenn toppatoo la est-ce que tu comprends mais man foofu yëpp dama fa jaar. yàlla may ma ne aussi man public de jeunes. est-ce que tu comprends yoo xam ne dañuy gëm Super Jamono gëm Omar Pène pourquoi parce que dañ ko gëm parce que jaar-jaaram ñoom xam nañ ko. parce que ab sud boo demee tey ñoom xam nañu Omar Pène parce que bibliographie bi effectivement mi ngi daw si net bi effectivement ñëpp xam nañ ko. mais gëm li ngay def itam gëm. parce que nit ki loo gëmul. doo ci jariñ doo ci yàgg doo si jariñ. tey loolu yëpp amoon démb te bëgguma si jaar parce que du ma ko wax. dëgg la est-ce que tu comprends. dëgg la ba tax am na ku ma ne est-ce que doo bind livre ma ne ko non. wax kay jar na ko sax mais non mais xajul si livre.
mais xanaa koy damay def di tomes à suivre ay tomes ngay def rek. ba pare nag ci loolu fees na bibliothèque. dëgg la en fait. mais ok c'est bon xam naa dañuy jokkook service commercial teg benn spot ak yooyu ñëwaat ak léegi ci animation bi. alors di fàttali ni tey Omar Pène Gora Banda Ndiaye comme ni ko gars yi di dàkkantele mooy sunu gan ci émission ndekki li ci Sud FM seen rajo 98.5 di leen jaajëfal avec la complicité technique de Alioune Badara Socé ñu koy nuyu di nuyuwaale également it Ousmane Faye mi nga xam ni mooy manager Ousmane Omar di ndaanaan di ku baax également yoo xam jàppale nañu bu baax a baax ci wàllu liggéey bi merci encore. waaw man la Omar Pène si Sud FM 98.5 ak Sidi Gueye nag mooy Lom Jaraaf. yéen a ngi déglu ndekki lii ak Sidi Gueye Lom Jaraaf. yéen a ngi déglu ndekki lii ak Sidi Gueye Lom Jaraaf. bu ñu waxee tey bu ñu la dégloo ba dégg ni nga waxee dégg li nga xam ni wax nga ko ci wàllu coona wàllu fakastal dañuy wax ni lu nar a neex il faut que mu metti d'abord. Absolument. tout à fait mais léegi jeunesse su léegi bi duñ ko xaaruñu métit boobu yow tey ngay père de famille ngay leader ngay porteur de voix ngay koo xam da ngay wax nit ñi di la déglu am nga tey foo toll foo xam tey boo waxee ñëpp déglu la. Omar Pène lan lay conseiller ndaw yi nga xam ñi ngi bëgg a wuti jaral leen dugg ci gaal yi di dem way nga ko jaral leen lang avion jaral leen lu ne ginnaaw woy wow nga leen woy ban conseil nga leen di wax ci tekk ak tey ñu mën la déglu ci Sud FM. waaw mais conseil boobu moom mooy à la limite je pense que nit ki fu sa wërsëg nekk rek fa la ko yàlla di joxe mais damay wax si woy bi naan demal mën a demee tax a dem en fait je pense. parce que ñu bari ñu ngi dem am na ay xale yu bari tey ñu ngi si dëkk yi xam nga mais na ngay demee itam. parce que je pense que dem bi li ko waral mooy xëy na peut-être boo amoon sa dëkk lu la fa mën a téye doo dem. parce que ni ku ne je pense que dëkk sa dëkk moo gën am dëkk fa ak say njaboot sa parent sa ay environnement say xarit ak sa yooyu mais je pense que góor moom li may wax rek mooy fu sa wërsëg nekk fa nga dem mais seetal dem bi noo koy defee. parce que yenn dem yi xaru la. je pense parce que jël gaal wóorul. man bato sax du ma si dugg di dem sama gaal. doo dugg bato. non non. lu tax doo dugg bato. non parce que ñeme ma ko. mais bato yi dëgër na pourtant dafay jox mal de mer. benn yoon dugg naa bato dem Casamance mais bi may ñibbi si avion laa jël parce que keroog sonnoon naa trop. du dëgg da nga wàcc woon. waaw dama la wàcc wu ñu metti sax. kon sonnoon nga. donc moo tax ma ne loolu man bu ma dalee ma gis ñu dugg si gaal bu tuddi Espagne wala kii ma dama naan mais ñii attends ça va pas. mais xam nga Socé lenn laa xamu woon ci grand bi mais grand bi il est tellement comique grand da lay rey xaw moon ni Omar Pène nii la mel quand même mais vraiment en tout cas lenn la loo xam ne message bi def naa dégg ngeen leen ko mais am ci ñoo xam ni amuñu liggéey wala amuñu fu ñu toll amuñu yenn yi mu ñuy dem di dogaale ay nit di agressé nga woy agresseur donc chaque fois les faits de société ngay gën di wax ak di ko wax ndaw yi agresseur nga wax ko bi nga ko wooyee ba pare amul agresseur bu ñëw ba ci yow ni la bàyyi naa wala nga doon def spectacle nit romb ñëw ba ci yow ni la agresseur laa woon bàyyi naa wala man dan ma mës a agressé te ki ma agressé sa woy moo tax mu bàyyi est-ce que mës nga dund loolu. si am na je pense que mës naa joué benn concert Val d'Or la je pense au Monaco plage. année yële passé concert bi tas mu am benn xale bu ñëw si man alors maa ngi takk sama benn lam mais dafa wekki lam bi ñu koy kon ñaa ngi bari mu koy wekki mënu gis dara mu wekki lam bi téye ko ne ma grand man dama doon agressé ma ne ko kon de agressé nga mooy mën a agressé wala mais kii dama koy jël dama koy denc souvenir. ndeysaan du ma la ko jox nag mais dama doon agressé mais dama dégg sa woy bi ma bàyyi bu doon benn nit sax tax na mu changé ci ko c'est bien. ok ndeysaan. am aussi immigration boobu ñëwee pour jël gaale. am na koo xam ne kii daf ma woo mu ne moom amoon na dem ba am 3 millions. ba nar a dem. dafa nar a dem amoon 3 millions. mais yàlla wëlbati ko mu jël morceau bi tëju déglu ko. nee na dafa jooy ba bët set. yeewu suba jël 3 millions dem Mauritanie jënd marchandise indi. déplacé ubbi benn boutique bu tuuti def ko ci investir 3 millions. léegi fi mu nekk nii mi ngi ak ay magasin day dem États-Unis Chine Taïwan. te xam nga ko fu nekk daf may woo tout le temps. nee na ma yow yaa ma génne si jël gaal parce que dama doon jël gaal demoon naa ba préparer samay bagages pour dem. ndonte benn nit. yee nga ko si li nga xam ne lii fexe na ba yàlla soppi ko. succès la te wóor na ma ne yemul foofu. tout à fait.
donc ce que veut dire que way am na lu muy jariñ. dëgg la am na lu muy jariñ musique am na lu muy def si nit. voilà parce que nit ki bu la woyatee ne la dama bëgg li ngay def du seetal au delà même de la musique mais da ngay seet si li nga ko dugal wala si li nga ko génne. dañ ko génne. je crois que loolu am na importance. ok voilà boo xoolee tey musique sénégalaise fi mu toll tey ku nekk ngi woy ku nekk ngi wax ku nekk ngi taasu ku nekk ngi tëgg ku nekk ngi bëgg a def musique mais ni ngeen ko doon defee ni ngeen ko doon respecté coono yi ngeen ci daj ñoom amuñu ko ndax mun naa ni tey yéen a leen xàllal yoon bi ku mel ni yow ñoom Youssou Ndour ñoom Thione Seck Ismaïla Lo ñeneen ak ñeneen Baaba Maal donc xale yi ñëw tey bu ñuy woy li nga xam ne moom lañ waroon a woy tey ci wàllu woy ba muy yeetee taluñu ko textuellement duñ bind texte bu baax duñ dem jëndi texte bu ñu bind ba pare lan ngay conseiller ñooñu en tant que un musicien leader boo xam ni mag la kilifa la ci yoon wi. mais ça dépend si leen ma la dugal si musique bi parce qu'en fait je pense que comme ni nga ko waxee ñun bi ñu daan dugg si musique bi dañ daan presque làqatu man woy naa ay années suma yaay sax xamul ne da ngay woy damay woy télévision daal lañ ma gis benn bés rek télévariété toog ci salle bi rek jékki-jékki gisoo may woy toolu may léew ñu ne waaw kii ka la xam nga Omar Gueye lañ may woy Omar Gueye waaw Omar Gueye waaw kii du Omar Gueye waaw kii di Omar Gueye sa maam de xanaa da koo nuru kay sama yaay daal ne kii kay Omar Gueye la maa jur sama doom maa ko xam kii Omar Gueye la su xool télé bi moo ma de noonu la ñu xamee ne non maa ngi si mbir mi ok mère bi def na lu ne pour ma bàyyi sama maam moo ko ne ma ne bàyyil jàmm muy maam Sagar yaa ngi koy woy lu bëri waaw maa koy woy lu bëri moom ma dooleel moo ne sama bako mu ne quoi mais yow kii daa maam bu yooyu kan may woy si fabri moo dëgg nga parce que xam nga lu ci gars yi xamul ñoom ay noobu lan ay ñeeño lan ñoom dañoo toll foo xam dañuy kii ñu war koo way moom waaw loolu laa fa laa jëm si moom mi taxaw di sabab la ko ma ne waaw bàyyi jàmbur dëgg la waaw noonu la ñu ma mayee sama jàmbur dëgg la alors ma continuer sama musique mais pour ñoom daf leen jaaxal quoi sama famille ba léegi daf leen jaaxal mais Omar jaar ba way lan moo ko dugal si affaire way ma ka man aw ma maam buy way Omar Gueye jaar booy waaw moo ko bala bu waxee yow loolu amee xëy na yàlla la destin kenn mënu ko dindi yàlla rek ok bon donc voilà ñu ñëwaat ci xale yi nga xam ni tey mooy liñ la laaj donc je pense que li si mën a am mooy ça dépend parce que engouement am na effectivement mooy li ñu wax léegi engouement am na parce que y a plusieurs ñuy way kooku man dama si kontaan parce que ñun biñu daan def musique dañ naan musique affaire woy la waaw am na sax ñu daan wax ne mais yow wutil métier lii du métier demal nga jàngi métier te bàyyi lii ngay def lii amul mujj amul njëriñ amul mujj toog wala lal gënul ceeb nekk ci bant buy suba di ñu tànqal nit ñi demal nga wuti métier mais gis nga da ngay réew a daal di suuf mais bon ñu ne waaye mais ban métier lii métier la nekk fii di yuuxu rek ñu naan orchestre kii ay demal wuti métier bu la jàngal mécanicien wala tailleur ma ne waaye sëñ bi bàyyi leen ma ci nii rek waaw loolu moo ci ne ok léeg-léeg ma day see kenn si mel waaw sama rek door ma foofu dara ma la yaa dox mu te nga bàyyi ma jàngi métier xam nga donc affaire yëpp c'est bon c'est de la bonne ambiance quoi ndeysaan mais nit ki loo gëmul doo si yàgg dëgg la loo gëmul doo si yàgg te nekk na loo xam ne lii effectivement man su ma wàllu bopp naa si kontaan parce que gis naa ne ñëpp nga koy def te kenn tereetul sa doomu def ko donc mentalité yi si ce plan là ça a beaucoup changé ça a beaucoup évolué bon bari na quantité ok mais xëy na qualité bi moom moo rare de nos jours fi mu nekk nii est-ce que am na ay musiciens yoo xam ni bi ñuy entamé seen carrière musicale ñëw nañ seet si Omar Pène laaj ko ay laaj wala di ko saytu di ko woo téléphone di waxtaan est-ce que am na ci artistes yoo xam surtout la jeune génération je veux dire est-ce que am na ci ñoo xam ne ñi ngi lay woo wala ñi ngi lay seet si di laaj ay conseils ci yow ci wàllu musique woo seet si non je pense pas parce que xëy na peut-être ñi nga xam ne ñi ñoom laa koy seqal xëy na peut-être super jamono la ñuy nekk dañuy ñëw jouer parce que bi ma nekkee super jamono ba léegi am na génération musiciens yu bari yu fi jaar am na ñu fi nekk tey di jouer
mais am na année yoo xam ne yi bon ñoom ay gone la ñu woon xam naa xalaatuñu woon sax ne aujourd'hui xëy na peut-être dinañ fa jouer ak Omar Pène mais sinon pas ñëw way grand conseil parce que conseil itam bon xëy na jéem a wut sa yoon. je crois que moom moo gën. nga jéem a def parce que conseil bi ñu leen mënti jox it mooy booy affaire baa ngi nii. góorgóorlu parce que musique dafa nekk loo xam ne li ki fi def 40 ans ak ki ci def 1 mois ñoo si bokk yam. musique la ñuy def rek. Sénégal dafa bari star ñoo ñëpp ay star lañu xam nga xale yi à la limite ko si dajee sax xëy na boo moytul mu toj mbagg ba. wala mu pant ba doy waar. donc quel est le secret de Omar Pène ba ak secret mag ñi nga xam ñoo fi yàgg ci wàllu lan mooy secret réussite musique. waaw mais c'est parce que ñoom itam dañu liggéey. dañu liggéey parce que bi ñuy def musique bi dara amu fi woon. ils se sont fait tout seuls. je pense que génération bi ngay wax ne woon. ku si nekk yaa jàpp am sa yoon. jàpp sa yoon def ko te ba ngay commencé aussi dara doon nu ngoo ko si dara. da nga commencé zéro ba toll fi nga toll fii tey. ok je pense que loolu mooy différence bi. ok parce que man li ma gis si musique bi li may déglu nii par exemple. si rajo yeeg gis ko si télé bi. gis ma fi dara lu bees ah. waaw. li ñuy joué ak li ñuy woy yëpp. dara beesu ci. man léegi damay dégg sax ñu teg si télé bi 4 morceaux wala 5 may fo di woy mais si woyu Youssou Ndour la may musique Youssou Ndour la may dugal. waaw. wala Baaba Maal wala Ismaël Lo wala Thione gis ma fi lu bees. ok. harmonie yeeg mel tey bon léegi sax ay na peut-être musique bi évolué na parce que am na ay yeneen genre yu si dugg encore. ok léegi. waaw mais pour gis fi loo xam ne lii xëy na peut-être si beneen wàll bi système rapport yi. wala ñu joué reggae. ñu joué funk. waaw yeneen kii. ok tu comprends. ok wala yenn jigéen ñi itam je pense ñooñu am nañu ay nouveautés. dina déglu yoo xam ni vraiment dëgg yàlla dina neex a déglu. ok. mais en général. je pense que liggéey bi ci war a am. amu ci alors di wax ni Omar Pène kenn la ko xam ni ci wàllu musique li muy def ay featuring ak xale yi maanaam ay ndaw bari na. alors lan mooy tax Omar Pène di am contact ak xale yooyu ñu koy jël ay ku mel ni Fata ay ku mel ni Tukulóor bi ak ñeneen ñu nu mën a lim. tey lan mooy pousser Omar Pène à ce que ñooñu di ko copter di ko jël rapidement mu ñëw defal leen benn affaire c'est dû à quoi. waaye daal mais ñooñu dañ may contacter rek gis ma ne ma mais grand dañu bëgg def benn affaire mais amul benn problème. gis na ni ku disponible nga quoi. mais amul problème kooku suma métier la et puis loolu nga wax sànq si xale yi ñëw naa la dañuy bëgg conseil wala affaire de loolu xëy na peut-être loolu dina raar mais am na xale yu bari yoo xam ne dañ may woo ne ma ñëwal nga defal ñu benn affaire léeg-léeg sama kër lañu may jël sax dugal ma directement studio amul répétition bu dara dama grand affaire baa ngi nii fii wala ñu fi benn affaire rek ma def ko rapidement taal sama oto génn dem sama kër et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que musique ay rencontre la. Omar Tukulóor bii ñuy wax Paris lañ daje parce que ñoo bokk même studio bi ñu enregistré danoo ko dégg mais xaw ma ko donc dama génn samay studio moom aussi mu woo ma ne ma mais grand kaay déglu benn affaire parce que man il faut nga defal fi benn affaire ma ne ko ah bon mu ne oui kaay déglu ma dugg fi mu defee kii am ne ma mais waaw fii laa bëgg nga wen parce que morceau bi caare la tudd donc de la ci way ainsi de suite parti pata ma ne ko waaw d'accord y a pas de problème. et bi ngeen di tourner vidéo en 5 minutes ma defal ko business bi. daal di ñibbi. dem sa yoon mu ñëw Sénégal. mais ma damay def clip bu caaro yi ma ne ko amul benn problème jëlal sa benn jour et puis on se donne rendez-vous y a pas de problème wax ma fan la ñu def ko rapidement ça s'est passé. simplement kon daal koo xam ni artiste la di musicien bu soxla woon tey Omar Pène du jafe ci moom mu ñëw jël Omar Pène def ak moom benn affaire. ah non pas du tout. ça dépend nag si li may def loolu itam parce que aussi boo ma bëgg a def loolu lu mu mënta def moom wax dëgg yàlla dama naan la carrément lii moom du ma ko def. doo ko def waaw. alors diggante Omar Pène ak artistes yi nga xam ne ñoo fi nekk bokk ak moom génération ak ñi nga xam ñoo ko féete mag naka la demee nan la mel. benn problème amu ci je pense que man pratiquement dama amul problème ak qui que ce soit parce que su ma amoon problème ak qui que ce soit xamaa ne xëy na peut-être du demee nii. am naa jaar am na fu ma jaar. dëgg la c'est comprendre mais loolu yëpp dama ko jël teg ko fële parce que amul sens amul importance. musique dafa nekk loo xam ne lii bon wax naa la ni ma ci duggee. du la dëgg la bon tey dinaa daje ak ay nit mosuñ dem Toubacouta xaw ma. Toubacouta mooy ginnaaw Sokone.
alors ñu wàcc si oto bi pour dire ma nettali benn affaire quoi ñu wàcc si oto bi. alors benn waay gis Ousmane ne ko maa nga doon wax sama gars yi pen maa moom ñoo bokkoon fac de droit université Cheikh te yow amoo certificat. dama ne certificat d'études primaires sax boobu. waaw léegi nga jour boobu la ñuy toog di ree. xamul lu xew est-ce que jaawale wala ak beneen pen. non jaawale ma. léegi dafa am ñuy bëgg xam nit wala lan mooy waral loolu. non je ne sais pas mais jour boobu reer bi ñu ree sax xamuñu ko reer parce que su ma ko xoolee waa ji rek toj. nga def waa ji ne fa di maye boobu rek. non léeg-léeg maa ngi moom ñoo bokkoon fac de droit bon xëy na peut-être dégg na ma may wax français bu xaw a kii rek. waaw bon voilà quoi tu comprends. ok te yàlla xam na ne jàng moo ko fenn man j'ai fait l'école de la rue. comme Omar Pène fan la jàngi ba mën a làkk français. si mbedd mi l'école de la rue. mosoo toog am ku lay initier ci wàllu français l'école de la rue mais je lisais beaucoup. ah ok. damay lire dama doon lire baax a baax xam nga sama papa mu ngi doon liggéey université bibliothèque la doon liggéey. alors donc j'ai beaucoup lu dans ma vie. et puis dama jàng daal dama jàngal sama bopp. ok ma dem jàng di lire bëgg a xam parce que jàng moom boo ko deful déjà tu es amoindri te du wees. jàng du wees. donc si mbedd mi mën naa wax rek si mbedd mi laay jàngee. ba mën a wax sama soxla ba mën a wax ak nit ñi. ok donc foofu laa ko jëlee quoi mais waa ji. bi ma nee ñëw bokk université maa moom. dama ree ba daani suuf. te tey boo taxawee ne ak nit aw ma certificat d'études primaires du la gëm. danaan mais grand bi day wax lu ko neex rek parce que li ñu ko déggee muy wax mais ku amul certificat d'études primaires du mën a wax du mën a du waxee noonu. mais nit ki mën a jàng feneen fëlul si banque. ok man si mbedd mi laa jàng. le temps que ñu bàyyi la nga siroté sa verre boobu. voilà naan ko ñu mën a eggaleeg yéen teg benn musique gars yi dégg ko ci 98.5 Sud FM Dakar le choix de la différence seen émission day defe naa am na gan goo xam ni gan gu ñëpp namoon la mais xam naa rey ngeen bu bëgg de ni ma reewee ci studio bi Socé def ko Omar def ko alors Ousmane it def ko defe naa moom la ko auditeurs yëpp di defee encore une fois ñuy wax rek émission ndekki li moom nii lay demee saa su ne nii lay demee kon dañ leen di bàyyi ngeen déglu benn musique ñu àndaat ak yéen léegi. Modi,
attaquant. waaw man la Omar Pène si Sud FM 98.5 ak Sidi Gueye. Sidi Gueye nag mooy Lom Jaraaf. yéen a ngi déglu musique u démb ak Sidi Gueye Lom Jaraaf. voilà ginnaaw musique boobu rek ñu dellu seeg Omar Pène di ko xamante ni ci wàllu biographie waxtaan nañ lu bëri ci wàllu nit ak yëm mais bu doon wax tey ci discographie Omar Pène maanaam nombre d'albums yi mu génnee bi mu dooree Super Jamono léegi ndaxte Super Jamono bokk na ci formation yi nga xam ñoo gën a durer fii ci Sénégal ci wàllu musique. alors loolu di loo xamante ni encore dañ koy saluer di la ci ñaanal mu gën a yokku. mais sa discographie ba ñu doon wax say nombre d'albums est-ce que xam nga ko mën nga ko compter. loolu moom xaw ma ko wax dëgg yàlla. ah mais loolu du sàggan Ousmane. non loolu xaw ma ko loolu moom xaw ma ko tuma ko. xam naa daal il faut ngeen jóg ci xam naa daal ñoom xam nañ ko. ñoom parce que Ousmane dina ko xam ñoom ab sud am nañu enfin pas Ousmane. Ousmane weesu na ko. Ousmane dina ko. mais xam naa daal. waaw li ñu calculer say chansons si carrière Omar Pène bi fi muy toll. moo xam ne peut-être am na ci tegu parce que am na album bi ngeen am 600. 600. waaw biñ koy lim am na je crois ñaari at wala 4 ans wala je sais pas quoi. 600 tubes. waaw 600 morceaux. waaw. parce que am na yu bari yoo xam ne dañ ko doon jouer. mais tey nit ñi. non mais plus les remix. nit ñi xam ne ko non am na ay remix. ah oui plus les remix. am na ay remix. ah oui parce que gis nañ ay morceaux remix yi boo ko defee du doon benn. waaw mais am na si ay morceaux yoo xam ni. dañ ko daan répété rek bàyyi ko. génnul. ok loolu moom may chanté bu may def sama album international par exemple ay morceaux yu yàgg lay. muy rocc yi. bindatuma. ok man bindatuma fi mu nekk. ok bindatuma dara ndax lépp am naa ko. donc ce qui veut dire que mën naa ne maa ngi démarré carrière bu bees c'est-à-dire Omar Pène. ci boppam ngi démarré carrière bu bees sur l'international. parce que tey fi mu nekk nii maa ngi sama 3e album. moo après def nga ndam def Miyamba yaa ngi pare beneen. Ndaayaan lay tudd. Ndaayaan waaw. mooy géeju Ndaayaan. waaw. ok mais dama gis ni foofu dafa mel ni Omar Pène dafa delluwaat ginnaaw ci wàllu musique ba mu doon def ndax bu njëkk da nga doon présenter style de musique boo ay funk afro ba jazz ba gars yi nii ñii li ñuy tëgg amatu fi. ñu tubaab nga xaw a mbalax trop ba jàng après bi ngay ñëwaat sa album yi mujj yi nga delluwaat fa nga nekkoon. absolument. lu tax loolu. mais parce que ñu ngi si world music fi mu nekk nii. te Omar Pène loolu. te yow loolu nga démarré woon loolu la commencé musique. waaw c'est-à-dire que defuma loo xam ne lii dama ko beesal déedéet dañ doon def. lañ doon def gars yi naa ñu yéen ay jazz ngeen tëgg kenn yu kenn xaw. xam rek jazz ngeen tëgg. non jazz quoi jazz. jazz même. ok funk boobu temps ay. bi ngeen koy tëgg dafa yàgg oui. je comprends boobu temps gars yi comprendre ñu. xamuñu ko. on ne parlait même pas du concept de world music. et je comprends léegi nag bi affaire boobu duggee ma ne occasion alhamdulilah rabbil alamin man kay lii laa commencé donc bàyyil ma dellu fa ma ne woon moo tax aw ma benn programme mënu woon toog si ligne boobu. parce que nit ñi comprendre lu ñu woon si contexte bi ñu nekkoon boobu tax. te mënoo leen woon a gëmloo. non parce que amoon na ñu gëm mais génn ñu si carrément. mais xëy na dañ si dugal lu nit ñi boobu temps mën si gis seen bopp. ok nee naa la sunu xarit yi dañ daan ñëw bu ñu daan répété ñu dañ daan kaas. dañoo amoon benn comité benn syndicat boo xam ne bi ñoo daq a contesté Ismaïla Yassine ñoo daan ñëw bu ñu daan répété bu ñu répété rek ñoom ñooy jugé bu ñu répété sa waa maye toog leen ñu toog ñëpp toog alors mais franchement ñun dañu bëgg bu ngeen di tëgg ñuy fecc mais lii jazz la jazz bu ngeen koy tëgg ñun nekk ñu Amérique nekk ñu Angleterre vraiment tëggal leen ñu lu ñu xam ñun lii xamuñu ko vraiment ba di kaas nag di kaas ba minuit waaw ñu toog di loolu moo nekkoon critique yi quoi waaw critique yi su lay xarit ngi si woon fan si club yi ñoom kii mais am na ci benn xarit bu ñu wax résélo fii te léegi avocat la moom moo daan diriger affaire yi moom da day ñëw 6 heures mu ñëw toog bu ñu répété pare moom mooy jël parole kon bi mu nekkee avocat bettu la de bettu ma parce que boobu temps maa ngi doon wooyee maître te boobu mi ngi jàng ndeysaan boobu ah bon mi ngi jàngee école Sacré-Cœur fii ma koy wooyee maître si bilaay tellement critique la mënoon tellement que critique la mënoon ak wax bu nee tël rek gars yi ne woo maître ñëw tey ñu dee mu critique wax léegi nag ñu réunion ak grand bail d'accord léegi dañ leen jël
Aziz Seck. dafa nañu benn percussionniste. ok. si laa waxee ne mais am naa sama benn xarit. mën a tëkk jógee Kaolack boobu tax Aziz mi ngi liggéey Sotrac. kon Aziz xamante ngeen avant muy ñëw Super Jamono. bien sûr bien sûr. ñu naan la Super Jamono chance bu ñëw mooy dañu xamante woon. avant ok. léegi ma ne leen waaw am naa benn waay bu mën a tëgg sabar kon Aziz yi ngi liggéey Sotrac. ñëwoo Aziz benn bés mu wàcc teel a wàcc rek ñëw kër Baylo ñu jox ko sabar mais mu mbalaxal ko benn mbala boo xam ne. mais kay tëgg nag fecc. kontaan na. kay def ay lii la ñu xam. ñoom maître. noonu la affaire bi noonu la affaire bi commencé. waaw. xam nga waaw. noonu la affaire bi commencé ñu commencé am ay contrat xam nga ñu commencé def nag ay production ay affaire dama doon. waaw. léegi ñu jël suñu business boobu nga xam ne si loolu lañu commencé. waaw jël denc jël denc. est-ce que tu comprends. léegi nag dem na ba ñëwaat. comme yàlla def na moom le concept de world music. ah nga xam ne sur l'international loolu moo am effectivement ma ne je suis pas. ok. nekkuma si terrain inconnu. ok. léegi nag man ma jël samay business ñëw indi teg. alors loolu nag fi mu nekk nii ça marche. alors kon nag ginnaaw albumu Ndam Miyamba di international Ndaayaan mooy ñëw. mooy ñëw waaw Ndaayaan ci ban année lan ko mën a xaar ni mi ngi pare. mi ngi pare Ndaayaan je crois que si année bi. novembre mu génn. donc ci 2011 bi balaa jeex incha allah gars yi am ko. Ndaayaan génn. day génn sur le plan international soo ko ñëw Sénégal wala. absolument absolument. ak ban disque nga signé loolu Ndaayaan bi. Aztec Music. Aztec Music. Aztec Music ñoom ñoo signé woon ñaari album yële wala. ñoom ñoo signé woon Ndam. ak bi ak boobu. c'est que Miyamba beneen maison laa ko defoon. nga ko defaloon alors tey jii ci wàllu succès ay prix yoo xam ni mën nañ ko xam ci Omar Pène yu mu jëlee extérieur ak yu mu jëlee fii ci biir réew mi yan lay doon. man est-ce que mos naa am prix. am prix kay. foofu nga toll moom say prix naan ma ndax mos naa am prix. prix la. prix bu ñu la jox si musique. man de jox nañu fi benn prix waaye prix ba dew ma. déet waay. prix ba kat Afrique du Sud la woon ñu ne Omar Pène espoir la xaw ma. ñu ne xam nga ban année la woon encore. Kora musique xaw ma. waaw boobu day. waa musique awards moom lañ changé def ko musique awards. waaw man day fale leen bàyyil seen Kora ak seen $3000 ak. waaw 92 ans. 92 ans. je crois que man falaa leen ko bàyyil. waaw léegi yow lu tax nga bàyyi leen fa lool. ndax li ñu wax espoir si yàq la rek man def presque 30 ans de musique. ñu ni espoir. waaw nga gedd. te boobu génne woon nga 20 ans de musique boobu def génne ñu 25 ans. 25 ans yi. 20 ans ah. waaw 20 ans. 20 ans yi ah. waaw mais yéen da ngeen di fontooy. léegi nga gedd. loolu si yàq la loolu gedd ma dama leen ko bàyyil foofu la. gedd la kay. xam nga gedd ma. xam nga jëliwoo ko kay ku la yàqal si gaalu xaj bu la fekkee nga cay lekk. loolu moo ci problème bi waaye boo ma yàqalee si gaalu xaj boo ñëwee fa ngay fekk sa bool ba nga ko yóbboo fekk fa sa yàpp sa yàq. loolu dafa tax muy musique man faale ma prix toppatoo ay prix toppatoo c'est pas intéressant. kon yow mën nañ ni kon da ngay musique pour daw dépense wala pour. non pas daw dépense nee naa la c'est mon métier. mais ginnaaw métier bi est-ce que. non si laay musique moom mooy sama métier. ok te lu ma am tey. lu góor gu am jom war a am naa ko. te si musique laa ko amee ñaanu ma ko lebu ma ko abu ma ko woyaanu ma ko te kenn mayu ma te yoralu ma kenn dara. alhamdulilah loolu de sant yàlla. xam nga loolu sant yàlla. waaw. ah loolu sant la mais tey jii Omar Pène li mu yàggee ci musique lan la investir ci Sénégal lu ñu mën a gis. ni musique ma ne waaw investir ci Sénégal lu mel nan. mais loo xam ni tey mais du ma looy investir. non investir ci wàllu xam da ngay liggéey ci milieu boo xam ni milieu bu garaaw la bu doy waar da nga cee xuus jàll te kenn jàllale wu la difficilement nga ci jàllee. ba egsi tey fi nga egsi. alors tey yoon la nga def ci loo xam tey ñaanuñu ko yàlla boo demee tey ba retraité wala bàyyi nga woy tey ñu ne lii Omar Pène ko fi def mi ngi nii ni tege. bul sonn doo ko def. pour jàppale réew mi contribuer une paire. ci defal ndànk dama ne la. sonn moom. fu ñu suñu borom bii tiim. du ma ko def. non comprendre sama wax nag dafa bariwul xam nga man du ma fi nekk naan. def naa lii am naa lii dugg naa fii dem si rajo yi. wala rërërët kërërërët xam nga tubaab dafa ne vivons heureux vivons cachés xam nga man nee naa dama tàmm def du may def yëpp sans tambour ni trompette. kooku voix bu ma suivre la nee naa la bi may am 14 ans ba léegi. maanaam doo def dara ci ngistal. si bo déedéet damay toog ne pat jàpp sama ñàmbur. mais kon am na looy def liggéey bien sûr.
du maa ngi musique maa ngi dem ak. non c'est-à-dire hors. am na lu may def am na lu may def. am na lu may def mais loolu waroon nañu ko xam parce que. am na su may business ma ne pot. jàpp sama njàmbur. nee naa la lebuma àbbuma woyaaluma yoraluma kenn dara. ok loolu investissement waaw d'accord loolu d'accord. mais dama ne Omar waaye nag non boo xalaatee na xëy na peut-être dem ay ubbi ay boîte de nuit. wala affaire de loolu moom il n'a même pas question bu ko sax xalaat. non boîte de nuit pour man. du ma ko ba tey waxuma sax boîte de nuit. mais quelque chose non wala yow su fekkee loolu ngay xalaat loolu moom il n'a même pas question. loolu moom du dooma ci dégg. non boîte de nuit xam nga si luñ may dégg. lu lay dégg. sama musique. pourtant yaa ngi jàppale ay ndaw yoo xam ne defar ay xale yoo xam ñi ngi war a def lu jëm ci wàllu ay taalibe ay xale yi nga xam ne leen abandonné yaa ngi ci bay sa waar di leen jàppale. ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax. pourtant loolu investissement la. mais non mais loolu. wax ko jarul nga nekk sax. nee naa la kooku man pour man affaire politicien la. politicien mooy bu mayee benn saako ceeb. dem woo télé bi ñu filmer ko mu wane saako ceeb kooku mu affaire politicien. man du ma politicien. man lu may def que dañuy wax naan la manière de donner vaut mieux ce que l'on donne. en fait man lépp lu may def dama koy def ci sutura. mais su bëgg a xam par exemple que Omar Pène lan lay def da ngay seeti kuréel gu mel ni Afsud par exemple. c'est centaines de milliers de jeunes yoo xam ni ñoo nekk ci Afsud. ñu ngi yëngu am solo ci dëkk bi fi mu nekk nii. am seen i business di ko def. est-ce que comprends te loolu yëpp référendissement boo ko seetee loolu ci Omar Pène la jógee. mais doo toog tey di ko mbubboo wala nga koy wax. je veux même pas qu'on en parle. voilà ci loolu sax la ñuy duggee ci Afsud. parce que amul pour man du noonu laa gisee àdduna daal. kon daal amaana nag tey nit nag du man. kon daal mais man daal ni ma gisee sama àdduna. noonu laa koy doxalee. kon daal dinaa moytu tooñ du ma tooñ. waaw tooñ ma kenn. waxaluma kenn lu bon. luñ mu mënti def it baax na luñ mu mënti wax it baax na. loolu la mënti def nga endossé. ah non mais parce que ça sert à rien du tout. est-ce que tu comprends. kon Omar Pène du fayantoo du werante. parce que liñ ma def man ba ma toll fii. moo gënoon a grave mënatuñ ma ko defaat. ok loolu moo mën tax. maanaam li nga dund moo li ma gën a dund man tey ba am 56 ans. te ñaan naa yàlla mu yokk. te bi may def musique j'avais 16 ans. est-ce que xam comprendre nga li ma la wax. li ma ci daj ba toll fii. mënatuma ko ci daj. c'est pas possible. ok sama doom bi mu jógee ne dafay woy. dama ko tere. mu bàyyi dafa bëggoon way ma ne ko mukk ci àdduna. kan la Assane. Assane. ok est-ce que xam nga ni maag Assane ñoo bokkoon benn classe. ah gis nga ko. Assane Pène ñoo bokkoon benn classe. kon xam naa yow amaana mën naa la jur. waay. donc ce qui veut dire que bi mu nee dafay way dama ko ni mukk. mukk ci àdduna. du fi dal. ok man ak moom ak Aji. Aji Sarak Aji Marème. Aji Marème. mu nga waaw donc ce qui veut dire que. yow xam nga lu bari. da nga ma bëgg kii rek. yu bari xam nga quoi yow tamit si waaye lom jaraaf bu ñu problème waaye tamit yow xam nga lu mu demee mais Assane bi mu bëggee waaye dama ko ne noonu. xam nga mënoon naa ko ci dugal. mënoon naa ko tey formé bàyyi ko si bay jawwal mais dama ko ne il n'en est même pas question. ok lan moo tax nga bëgg ko tere mu boy. parce que dama gis fi ma jaar. pourtant mën nga ko xaalal mu. non pas du tout. mi ngi si aar bi parce que tey fi mu nekk nii dem na si benn styliste ñu formé ko fa yàlla tey yóbbu na ko France mi ngi liggéey boobu. ok si am teranga. ok mi ngi France léegi. est-ce que comprends. ok depuis quelques années. ok dëgg la. loolu la. ok mais dama ko ne musique bi Assane. waaw naa mën ko bàyyi. nan ko bàyyi defal leneen bàyyi. mais du tere bis bu ko gars yi gisee dinañ ko def people xam ni kii mooy doomu kii de ba di nga fàtt bàyyi xel ci loolu. waaw mais fi mu nekk nii. doomi Omar Pène a ngi nii. mu kalaf la am na jabaram. mi ngi France. gars yi bàyyeeguñ ko xel xam naa gars yi gisaguñ ko. gagne bien ça non c'est parce que. looy li ma làq ci la def mooy. sécuriser. moom am na. ok man samay doom ak sama jabar doo leen gis moom si rajo yeeg télévision yeeg si journaux yeeg. ana baar na sax baar na moom ana moom. mi ngi fii si kër gi. mais du wàcc doo gis. ah lu tax. non du wàcc parce que moom du artiste. ok kon Omar daal mooy jëmmam doy na ci gis. doy na. njabootam ca gannaaw kenn du ko. doy na sëkk nañu xam daal. si musique bi rek. musique bi. musique donc sax may wax tey si rajo. tey mais amaana su ma nekkoon musicien sax amaana xëy na. waaw parce que tey moom am nañ exclusivité boobu cœur ouvert li nga wax tey ci wàllu dundu Omar Pène vraiment gën nañ ko dégg yaa ngi wax léegi di wax ci doo politicien ndaxte politicien mooy tàmm su joxee nit dara woo télé yeeg rajo yi ñoo leen bind ñoo leen wane. voilà bu ñu duggee ci wàllu politique Omar Pène ak politique ci Sénégal nan la mel. dara ñu ci Omar Pène gis. man politique ma. ni gars yi di politique noo ko gisee. politique bi daal xam naa ne gaaw na lool pour
pour am. gaaw na pour am. ah man téema politique yi. ah waaw. ah Ousmane am na pour am wéccit de gaaw na de. kon moo gën a gaaw am xaalis musicien. fi ñu toll nii. ah waaw. ah xoolal rek man aw ma ay milliards ah. te yow gars yi pourtant def naa 35 ans de musique am na ñoo xam ni 10 ans la ci def tey ay milliards léeg-léeg te yor ñu woon dara ci diggante bi donc politique bi loolu la. kon yow xanaa boor yi nga dëkk dafa am ay politiciens yoo ci xam wala. non xam naa ay politiciens. yu bëree bëri. xam naa ñu bëree bëri am naa si ay xarit. ok am naa xarit yoo xam ne fi nekk tey ñu ngi xëccee sax pour jël nguur gi. ok mais dama ne par exemple que li ci am moom mooy loolu parce que mooy li ma lay expliquer. politique. il faut nga am fit mën a def politicien. dama am benn morceau bu ma woowee bu tudd weer wi xam nga tax mooy ko. politicien ku si bëgg sa suffrage tey. di def campagne ñëw toog ñu jox ko micro comme nii. waaw muy wax xam nga da ngeen def doléance. waaw. bu ñu toog ñu ne ko waaye ñun lii la ñu bëgg ma gis policier bu naan ah non man du ma ko défend parce que amul budget boobu non il n'en est même pas question du ma ci dugg tey du ma ci dugg ëllëg. amul bu ko dégg policier wax loolu. boo ko nee weer bi. waaw. mu ne fal leen ma léegi. may indi leen. mën leen weer bi. non tout à fait. am nañu boobu fit. dëgg la. boo leen falee nag. fàtte na la. déedéet boo leen gisaatee après boo ko gisaatee boobu mu fala ba pare ba toog. ba commencé sol ay costume ak yooyu. yor auto climatisé. waaw nga ne ko waa mais yow yaa ngi digoon weer yi. mu ne maa ngi wut lu ma fa yóbbu. donc chaque jour am na lay pour la ñu. mais am il faut ñu am lay. est-ce que si je comprends bien kon Omar Pène moom nekkul amul jikkoy politicien. ah non pas du tout. jikko politicien day wax lii def lee. ah ok mais xam nga dañu wax benn wax. waaw waxeet la. waaw. mais kooku c'est un langage de politicien. gars yi dañu fàtte ko jikkoy politicien. non dama ne c'est un langage de politicien. maanaam yàgg na parce que xam suñu nga dañu wax en français. les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. tout à fait. mais sax kooku waxeet la. man dama la expliqué ban politicien ngay gis rek ngeen ne ko way ñun waa Mbadane dañu bëgg ngeen route bitumée wala yooyu amul budget amul dara xam nga du fa nekk naa leen ah non sama budget mbatugu loolu du ma leen ko defal damay def li ma mën ah vraiment bu leen ma dugg si mën ko dégg politicien buy toog di wax loolu. déedéet. doo ko dégg. na mais ci loolu kon est-ce que jotul askan wi yeewu kon ci li leen nax. pendant 50 ans. mais xanaa les mêmes propos les mêmes textes. kooku du ñi fi nekk léegi rek ah. kooku si l'histoire politique du Sénégal depuis 1963 ba léegi noonu la est-ce que tu comprends loolu moo fi am et puis affaire yu gaaw rapidement parce que nit ki day toog fii dara amul dara bu subaa nga gis ko ñu fal ko mu romb la ak benn Mercedes bu mais est-ce que liggéeyu ko est-ce que liggéeyu ko fan salaire dafa salaire def salaire bi ñaata la salaire boo xam ne bi da ngi jékki-jékki rek ak mbokk yu bari yi nga xam ne sollicitation yi ni mu bare. waaw mais connaissance yi après ak soirée sénégalaise yi. waaw ak yooyu nga xam ne tuddee yi léegi ku ñu fal rek li ñuy tuddee soirée sénégalaise. ak lamb ba loolu expliqué sama gars yi léegi ak lamb jéegi yooyu ñoo fay dem parce que ku falu du si la ban soirée sénégalaise nga dégg ñu tuddee ko Talla Sylla wala Amath Dansokho. je pense que aussi il faut que nit ñi. ñun suñu bopp. ñu dellu si waat suñu xel. ok parce que du ñu bàyyi ku ñu fi fal rek ñu ne affaire am baax na ndeyee ma ko liggéey affaire am baax na te yow yaa ko fal. yow da nga ko fal pour mu liggéeyal la. kon askan wi nañu yeewu. askan wi il faut ñu yeewu ban message ngay jox. il faut ñu changer suñu mentalité. waaw ci naka. xam nga si naka. nit ki da nga koy fal pour mu liggéeyal la. pour yow nga progresser ñi amul liggéey am liggéey. je comprends pour au moins ñu defar mais nit ki boo ko falee toogagul sax comme sa soxla ñëw dis ko soxla ah mais xaalis bi mu leen di jox fan la ko jëlee fan la ko jël ah nga fa di tibb si kees gi di alors bu yàggee subaa nga xas ko ne ko kii defu fi dara defu dara lu muy defee dara parce que lu mu war a def jox la ko ak soirée yeeg dëgg la jàng yeeg ñoom seen alaaji Adja Ndeye Ndiaye ku ne di tuddee responsable politique le marché ku ne di tuddee opposition bi doo leen dégg mukk si ay soirée sénégalaise pourquoi mais pourtant c'est des gens connus donc il faut que ñun culturellement ñu yeewu suñu mentalité ñu yeewu nit ki da nga koy fal pour mu liggéey parce que comprends parce que nit ki boo ko falee pour mu liggéeyal la
da nga bëgg liggéey ñu wutali liggéey da nga bëgg ñu defar sa dëkk ñu defar sa dëkk da nga bëgg ñu defar lamp yi ñu defar lamp yi da nga bëgg ku feebar ñu faj la ñu faj la da nga bëgg sa doom jàng mu jàngi mais ki nga fal pour mu defal la loolu boo ko mayul fu mu noyyee wala lu mu am joxe soirée yeeg taalibeer yeeg ñoom seen mu jël liggéey ba pare boo xëyee suba teel ne ko defoo fi dara doy na waar wala nga fal ko ba pare ne ko sa affaire baax na doy na waar mais dinaa baaxal sama affaire waay wala ñu leen ndee ma ko liggéey wala boo defee ñu leen moom de ni mu ñàkkee fayda moroom mi ñi ngi tabax kër ñi ngi yóbbu seen doom yi Canada moom amul dara dafa mel ni dañ lay fal ba pare di la pousse à ce que nga lekk xaalis réew mi pousser pour nga te tey boo daanoo ñoo lay jéggi te tey boo daanoo ñu jéggale teg fële xoolal ñi fi nekkoon waay opposition bi tey ñoo fi nekkoon dans les temps ñoom la ngay dégg présidé par monsieur Ousmane Tanor Dieng ministre des affaires service présidentiel machin noonu seen ñooñu nga doon dégg waaye léegi déggatu leen ok amuñu dara lu ñu leen di tuddee soirée sénégalaise bu amaat naa su ko ak Thalès la di déggoo ko dëgg la mais donc il faut que ñun suñu bopp peuple bi ñu changer suñu mentalité nit ki da nga koy fal pour mu liggéeyal la ba ko mu liggéey comme ça au moins nga mën ko juger sur les faits bu fekkente ne def na dara nga xam ko bu fekkente deful dara ñu xam ko mooy morceau boobu doon waaye jamono ji ñuy nekk ku fi def lu baax ñu wax ku fa deful dara ñu wax ko mais tant que changé wuñu suñu mentalité duñu jóge ci ñi problème ñu ne jaajëf alors j'espère que le message est très très clair ci Sud FM seen rajo le choix de la différence ngeen di dégg lu ne ngeen di amee exclusivité yu bëree bëri tey ñu am Omar Pène lead vocal Super Diamono membre fondateur du groupe Super Diamono alors bu ñu waxee Omar Pène il faut qu'on parle de Af-Sud parce que c'est une grande complicité une vaste complicité entre Af-Sud et Omar Pène boo ñu ñëwaatal ci Af-Sud tey di ñu wax Af-Sud fan la Af-Sud doore ak lu waral Af-Sud. Af-Sud day naa ne man am na aussi dama mën a wax ndax ki ko formé ngi nii doon voilà kon Ousmane Faye mi daal waaw ñoom ñoo formé Af-Sud du lu ñu programmé du loo xam ne lii dañ leen ko sant déedéet man bañ koy def yóbbu ko c'est devenu spontanément ay jeunes la yu bëgg Omar Pène bëgg Super Diamono est-ce que tu comprends bu ñu génnewaan cassette ñoom dañ daan baptiser cassette yi dañ daan ngénte déjà ngénte mel ni kuy ngénte doom je te jure man am na benn commencé demee dama war ay ceeb yoo xam ne dama gis may def dama dem waar si yàlla ma ne mais booy fan lañ jëlee mooli bu togg ceeb yu garaaw yi c'est vrai fekk ñu tourné clip non c'est vrai dañu doon tourné benn clip bu nii la je sais pas ñu jóge te ngay jaar gee yowaay mais gis nga bi mu ñëwee gis bool yi gars yi gàddu bool yi ak yooyu ma ne mais attends lu fi xew ñu ne ma cassette bi la ñuy gënte ma ne ban cassette ñu ne ma nii la mais kaw laa gis ceeb yoo xam ne mais gëj naa gis depuis yàgg na donc ñoom ñoo créé Af-Sud ndeysaan c'est spontané c'est pas sur commande am na ñoo xam ne dañuy dajale ay ñeenti ne leen créer le fan club am 100 000 francs nii ngeen départ wala 1 million ngi nii ngeen départ ñoom ils sont partis de rien lépp lu am si Super Diamono c'est spontané waaw loolu moom mooy valeur bi ok dafa dëggu daal moo tax mu am ba léegi ndeysaan alors dañ koy jox kàddu gi ndax Ousmane mooy manager Omar Pène alors li ñuy def rek mooy jox ko wax ko tuuti mu wax ci wàllu lu jëm ci wàllu waaw d'accord mais xam nga yow mën nga ñu wax ci Af-Sud mais mën nga ñu wax it dañ lay laaj buñ la waxee ci Af-Sud par da nga ñuy wax lu jëm ci Omar Pène ay projet yi nga xam mi ngi koy waaj a génne jëmale ko ci albumam bu bees bi donc foofu nga ñuy wax les projets futurs après ñu xaar Omar ñëw ñu eggali c'est-à-dire il faut nga leeral Af-Sud non wax na dëgg parce que nekkul sur commande comme ni mu ko waxee wala ñëw leen defal ma lii non dafa nekkoon loo xam ni xëy na man maa ci gën a ràññeeku tey mais ñu bari sama ay morom ci jamono yooyu kenn ngi ne la toog mooy Maodo Faye tey jii si Super Diamono la nekk am na ñu ci bari ñoo xam ne ñu am solo ñu doon xalaat yu doy waar brainstorming yi ñuy wax tey jii nii dañ ko daan def lu bari ay élèves ay étudiants ay ouvriers xam nga ci jamono jooju ñun sunu époque dañ daan toog di waxtaan autour d'un barada du thé thème yi nga xam ne moom la Super Diamono doon développé. ngeen koy waxtaanee di woy xam nga ñu ciy waxtaan. lu ci bari dañ ci doon gis sunu bopp di ci gis njëriñ pour sunu askan mais aussi pour sunu gox-goxaat yi ñu dëkk. voilà léegi ñun dañu teel a jël conscience ne lii ay message la yoo xam ne tey jii bu ñu ko traduire en acte
war na mën a amal njëriñ askan wi donc AFSUD noonu la juddoo. Tout à fait. Voilà c'était de faire des messages de Omar Pène des actions de développement sur le terrain moo taxoon suñu slogan bu njëkk c'était l'AFSUD pour une culture de développement voilà nekkuloon pour tàccu wala pour topp nit wala pour wax nit ki yaa fi dàq woy wala non nekkuñu woon ci état d'esprit boobu mosuñ ci woon nekk. Et je pense que loolu moom moo tax association boobu muy AFSUD des fi ba tey jii nii nekk fi ba léegi am ci ñoo xam ni ñu mel ni man dem nañu ba trouver ci seen vocation. Donc loolu moom mooy li am tey jii nekk na structure bu organisée boo xam ni ay kilifa ñoom ñoo ko yor ñi ko yor ñëpp ñi ngi liggéey. amu ci kenn koo xam ni yaa ngi chômé ñii ñi ngi liggéey ñii ñi ngi jàng ay étudiants lañu ñii làq nañu seen doctorat ñii ay avocat lañu. am na ci ñoo leen xam ñii maire lañu comme Moussa Sy. Voilà ñooñu ñëpp tey jii nii. ñu ngi développé ay projets économiques yu am solo ci biir dëkk bi nit ñi di ci liggéey waaw ñu ngi développé ay projets économiques ci biir AFSUD nit ñi di ci liggéey bailleurs de fonds yi banques yi def leen confiance di leen jox xaalis ñu ciy liggéey di génn di rembourser loolu moom am na biir AFSUD waaye comme ni grand bi wax rek sans tambour ni trompette. ok du am ndax coow yéen noonu ngeen di liggéey quoi. waaw mais loolu moo durable ànd ak ngistal loolu moom moo durable. ok loolu moom moo mucc. ok parce que nit ki booy defal lu mucc. xam nga defal lu mucc loo xam ne tey jii nii dina mën a jëriñ mais dina fi yàgg dina mën a jëriñ ñu bëri donc AFSUD loolu moom mooy li nga xam ni mooy dooleem et puis mu correspondre aussi ak esprit bi nga xam ni moom la Super Jamono ak Omar Pène am quoi. parce que ñaari nit yuy ànd dañu war a bokk brain dañu war a nekk sur la même longueur d'onde bokk xalaat. waaw yàlla dogal na loolu nag ci àndandoo AFSUD ak Super Jamono. ok yow yaay manageru Omar Pène ak Super Jamono tey jii Omar Pène mi ngi waaj album boo xam ne mooy 3e album sur le plan international alors di Ndaayaan nan nga ñu mën a waxaatee ci album boobu ak projet futur Omar Pène ak Super Jamono. waaw mën nañu dañuy wax 3e les album projets immédiats je peux dire. 3e album assez différent mais 4e album la depuis bi ñu relancé waatee carrière internationale. ok Omar Pène. te tax am na yu ko jiitu daal. parce que Omar Pène 83 la commencé dem bitim réew. def fi People def fi Cheikh Anta def fi album yu bëri yoo xam ne ñoo ko révélé au niveau international. ci jamono yooyu jamono nekkoon na ci ñi bokk ci tube de l'été yi et cetera mais ba tey lépp loo gis rek noonu lay demee comme lu fi yàggoon la dafay laaj ñu yeesal ko. donc ñun ci liggéey boobu la ñu nekk ci liggéey yu yeesal boobu noonu 25 ans moo njëkk a génn ci sama wàllu liggéey man. après Miyamba après Ndam tey jii nii Ndaayaan la ñuy préparé. di ko liggéey ak benn structure benn label bu tudd Aztec Music. discographe benn maison de distribution di ko distribuer tey jii mën naa wax discographe mooy premier label de distribution de musique du monde en France et album boobu noonu ku ñuy wax Thierry Garcia moom moo koy réaliser ak benn technicien réalisateur bu tudd Christian moom Christian liggéey na ci ay album yu am solo comme Acha comme Ayo dina liggéey ak David Hallyday liggéey na ak ay kàngam yu bari quoi ci àdduna bi donc ñu ngi ci liggéey boobu noonu et depuis 1 an ñu ngi ciy job processus étape par étape tey jii mën naa wax ni ñu ngi ci 80% wu liggéey bi yaakaar nañ ni 20% yi ci des entre octobre ak novembre lañ koy boucler ci partie réalisation ak post production donc loolu moom am nañ ci yaakaar que ni novembre incha allah j'espère que le message est clair dañuy lay ñaan nga wax ñu benn morceau boo xam ne bëgg nga ñu teg ko pour béggal ko auditeurs yi mais béggalale ko yow ak ñi nga xam ne waa AFSUD ban morceau nga lay doon morceau man bu ma sañoon dañ may tegal Soul waaw parce que Soul damay fàttali bi nekk ci Cheikh Anta bi damay fàttali sama benn xarit boo xam ne cousin kii la Maodo Faye waaw mi ngi tudd Moulay Diagne waaw mi ngi Espagne mën naa wax ni tey jii moom moo gën a tax ma sóobu ci business bii nii parce que moom moo ma doon sonal di ma yee sama kër man affaire u jàng rek moo nekkoon sama bopp mais chaque jour day ñëw sama kër booy dañuy créer fans club tous les jours ba finalement mu yóbbu ma assemblée générale lu benn sunu fans club Guédiawaye ci laa ci lang virus bi jàpp ma ba tey bon mu mën a nekk ci liggéey bi di ci liggéey donc Soul moom dina ma bégal trop merci ñu déglu Soul buñ paree rek continuer waxtaan wi ak Omar Pène mi nga xamante ni moom lañ doon wax léegi waxtaan wi tey defe naa dégg ngeen ci lu ngeen dul déggati fenn dégg ngeen ci lu am solo ñu déglu Soul ñëwaat léegi
ayca ba tey ñu dellu seeg Omar Pène mi nga xam ne bi ñu dégloo morceau boobu di sol ba pare alors defe naa auditeurs yaa ngi continuer di bég tey déglu bu baax a baax jàpp leen ko ndax tey nee naa leen exclusivité ngeen di am ci Omar Pène lu bari lu ngeen xamul woon di ngeen ko xam tey maanaam lu nëbbu woon ci moom moo koy feeñalal boppam moo koy waxal boppam Omar tey à cœur ouvert ñu waxtaan ci émission ndekki li kañ nga gëj a def émission boo xam ne sentir nga nii sa bopp ci émission. mais yàgg naa. yàgg na trop. dëgg la. yii yàgg na def naa léegi. gëj naa ko def de. dëgg la parce que pratiquement ñun depuis presque 4 ans ngi nii. ok waaw ñu ngi dem ak te xam nga man rek man. ok wax dëgg yàlla bariwuma tànk si rajo yi. ci rajo yi alors ñu eggali tuuti kon nag li ñu lay wax rek ginnaaw morceau boobu nga xam ni ñu ngi ko doon dégloo waxtaan wi ñu nekkoon léegi Omar dañu seetlu ni Super Jamono y a eu trop de départs. les départs sont fréquents. lan moo waral c'est dû à quoi. ah bëgg a def si bopp doom. non instrumentiste yi fa jógee bëri na. waaw mais dara jëfi jógee si. kër yi fa jógee bëri na. bëgg a def si fi bopp donc. waaw loolu rek ko tax. loolu kese nga ci gis. waaw. mais amoo benn problème kenn ku fa ne. man bañ naa ko ba du man sax may wut musicien seen bopp. ñoom ñoo fi indi seen ay xarit ak yooyu. dañuy yow da ngay toog rek gestu gis ku bees. non bu ñu soxlaa kenn. bu ñu ñëwee par exemple dañuy soxla benn tëggkat ci safar wala benn batteur. musicien seen bopp ñoo koy wut. ok ñoom ñoo koy wut ñoom ñooy wut koo xam ne kii. mën nañ jouer ak moom. léeg-léeg ñu indi kenn koo xam ne kii xëy na peut-être que méngoowul ak ñoom li ñu bëgg ci affaire bi ñoom ñooy réunion ci seen biir. dem wuti keneen yoonu Omar Pène new ci. kon Omar Pène dàqul jëlul. Omar Pène jëlul dàqul. musuma fekk nit mu toog ma ne ko kaay ñëw Super wala loo yut fii. wala loo fi wut ñoom ñooy wut seen musicien de. ok ñoom ñooy wut de. ñoom ñooy wut ñooy dàqe. kon Omar Pène nekk kon Omar Pène nekk na ku neex a waxtaanal. ku neex a liggéeyal daal man aw ma problème. ok man. xam nga lu may sàmm. képp ku fi liggéey bu ñu la ameel dara. très important. loolu moom. très important nit du fi jóge mukk si àddina ba ñu laaj ko lu tax nga jóge si ba ñu damay liggéey duñ ma fay. loolu moom. ñi may liggéeyal ñëpp xam nañ du ma ameel kenn dara du ma la yore. kenn musul ñëw sax nga ni ko arrêtel suba arrêtel wala tey arrêtel. non man du ma dàqee de. ok bu ñu waxee ci wàllu musique du ma dàq ñu bëri ci ñiy déglu rajo bi ñu bëri ci sénégalais yi dañu namaat musique gu démb Omar Pène. jamono yi ngay ànd ak ñoom Jean Alain Edgar ñoom Moustapha Fall ay ñoom Sanu Diouf ñoom Aziz Bob Sène musique yooyu nga doon tëgg ay xaaral ay Casamance album Casamance ay morceaux yu bëri yu gars yi ay bas bu njëkk ba musique boobu la gars yi namaat ba di ko réclamer donc mu nekk loo xamante ni tey ji ñun ñu nekk ci rajo yi li ñu koy tudd ak ñi ñu koy ñaan bëri na to am ñoo xam fekkewul sax génération boobu mais teewul tey la ñu gën a bëgg musique boobu Omar Pène est-ce que pare na pour tëggaat xeetu musique boobu même style même tempo. waaw mais xam nga nag évolution dafa am. comme ni ñu koy waxee. waaye su fekkente ne par exemple que ñi koy bëgg ñoom noonu lañ ko nammee. te loolu am na. ngeen tegal leen ko rek. waaw non xam nga parfois non xam nga du ñu am ci tëj bi Omar xam nga non xam nga bu tëj bi. waaw loolu jaraaf. waaw mais loolu. parce que de toute façon. buñ ko bëgg. yow daal xaw ma ndekki leen ne xaw ma waaye daal émission bi doy na waar. waaw mais gaaw tegal leen rek. ñu tegal band yaa ngi fi. mais c'est-à-dire du ñëpp mën a déglu rajo bi. parce que léegi xam nga. c'est-à-dire réclamation boobu. ñooñu ñëpp. mënatuñ leen indi. waaw xam nga. waaw loolu moom mënta am. wax dëgg yàlla. parce qu'ils sont éparpillés un peu partout dans le monde là. donc c'est pas possible. mais comme loolu am na lu am la. mais mënuñu teg c'est-à-dire. waaw mais band yaa ngi fi. yow kay buñ la laajee loolu. jël sa archive rek nga tegal leen du dëgg. mais par contre. mais du ñëpp mën a déglu rajo. non li nga xam ne lii moom la ñuy préparer pour fêter Fans Cup pour fêter Af Sud. benn live lay doon. mais live bi effectivement dina jël répertoire u Super Jamono. dinañ si seet morceaux yi nga xam ne moo gën a marqué l'histoire du Super Jamono. ak yi nga xam ne fans yi seen bopp ñoom ñooy def seen choix. ñu dajale ko parce que ñu ko doon commencé sax
commencé woon nañ ko ba invité quelques musiciens commencé woon répéter mais dafa fekk ne xam na entre temps affaire u disque bi lalu ci biir. ok ma ne xaaral ma dem defi ko. est-ce que comprendre bu ñu paree ñu recommencer affaire bi. ñu def ko loolu moom bokk na ci projet bi nga xam ne am nañ ko. ci fan yi incha allah. ok bu soobee yàlla. waaw mais par contre xam naa ne par exemple que jël li nga xam ne moom nga wax léegi pour defaat ko. loolu moom dina jafe. dina xaw a metti quoi dina metti dëgg la ci wàllu disque bi nga war a génne di disque ndaayaan. yan super jamono kese moo ko tëgg wala am na ay instrumentistes yeneen yoo jël ñu wàll si. ay instrumentistes yu nekk Europe. ñoom ñoo joué. ñoo ci joué. waaw bay Alioune Seck joué na si percussionniste bi ak El Hadj Numukunda Kora. waaw ñaar ñooñu rek ci bokk. ñaar ñooñu ñeneen ñi des ay nasaraan la. waaw. lu waral choix bi. choix bu am la parce que musique moom moo demee noonu. xam nga léeg-léeg nga def benn affaire boo xam ne. choix Omar Pène la wala choix maison de disque bi maison de disque bi on a discuté seet ban direction lañ jëm parce que ça dépend si direction bi nga bëgg jël. parce que su fekkente ne mbalax nga bëgg a jouer du ma génn Sénégal. dëgg la loolu moom mën naa ko fii amul benn problème am na ñu ko def mais su fekkente ne xëy na peut-être une musique benn musique d'ouverture la même su fekkente ne même morceau yi la. nga am na cachet boo si bëgg a am. je pense que itam mën nga am dem nga jouer ko ak ñeneen ñoo xam ne ñu duñu ay sénégalais. kooku aussi daf bokk na si ouverture la bokk daal. parce que musique moom kon li ñuy wax rek amul frontière. est-ce que comprendre je pense que man aussi bëgg naa découvrir quoi. ok leneen gis leneen dugg si dugg si leneen quoi. en fait je pense que loolu moo waral et puis ça depuis ndam la ba léegi ah. def nañ ko si ndam. ça n'a pas trop mal marché. def ko ci ñu ne pourquoi ñu defar ko même équipe bi ñu defar ko si ndaayaan bi. diggante albumu Ndam ak Miyamba. lan la am ci wàllu xaalis est-ce que Omar Pène am na ci xaalis. écoutez xaalis moom du ma ko faral di bëgg a wax parce que am xaalis moom mooy. liggéey non maison de disque li ngeen waxante est-ce que non attends xaalis bi xëy na peut-être li si mën a am mooy tolloogoo foo xam ne fii di nga toog di seet affaire xaalis yow yaa ngi lal loo xam ne lii yaa ngi liggéey yaa ngi defar carrière. defaragoo commencé goo sax bëgg a commencé wax waxee xaalis moom day xew a xaalis bi moom mi ngi si kanam parce que sa liggéey la. est-ce que tu comprends parce que liggéey boo ko liggéey sur le plan international da nga signé pour un certain nombre d'albums. effectivement mais yaa ngi ciy liggéey. yaa ngi def promotion. yaa ngi liggéey sa tour parce que fi mu nekk nii Omar Pène travaille son nom sur le plan international. effectivement. ok est-ce que tu comprends bon xaalis mën a jóge si droit yi si am mën a jóge si li nga am ak sa maison de disque. mais doo toog naan way gagné naa si tant de millions wala tant de milliards. ok loolu moom je pense que tollooguñu foofu. ok te pourtant Omar Pène yàgg na dem à l'étranger yàgg na xam nañ ko woon bu yàgg lu waral nga bëgg ñëwaat indiwaat beneen touche ak beneen image ci wàllu Omar Pène ak musique am. ci mais parce que problème bi mooy effectivement da nga xam fi nga jaar fan la. xam nga dafa am benn concept bu ñuy wax sànq bu ñuy wax world music. world music je pense que concept bu génn la mu nekk loo xam ne li su fekkente ne da nga ciy nekk di ci liggéey itam malgré que am na ñu ko contesté mais man sax dans mon esprit un peu révolutionnaire je me suis dit que xëy na peut-être dañu bëgg a ghettoiser la musique du tiers-monde en fait donc mais c'est un concept qui existe. ok il est là il y a un public pour ça boo ci bëggee bokk il faut nga def comme noonu et c'est ouvert à tout le monde. ok nga nekk sénégalais mexicain ou chinois. c'est du pareil. et tu comprends mais pour nga wane sa valeur parce que booy def dara da nga si bëgg avancer. tout à fait nga wane sa valeur itam. si ça marche effectivement nga xam ne yow am nga valeur. mais ça sert à rien après 35 ans de musique toog si benn carcan. tu as envie de découvrir autre chose. ok tout à fait alors bëgg nañ trop macha allah di defe naa auditeurs yi nag bëgg nañu ndaxte it am Omar Pène ci biir émission ndekki li beneen affaire la te gars yëpp doon nañ ko ñaan doon ko wax nga accepté ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér li nga bëgg ci sa way ak baat bu wér nga am ko mais tey jii boo doon tàggu sénégalais yi ñi ngi jëm ci élection 2012. làmb am dafay am. diggante làmb ak élection yi nga xam ne làmb violence yi ci am ak li xew lépp mais diggante mbooloo yi daje ak 2012 bi ñu jëm di élection yi lan la Omar Pène di dénk askanu Sénégal. je pense que su fekkente ne par exemple que ñu commencé làmb gi si gàttal. boo amee violence yi si am la moo tax làmb am succès bi mu am fi mu nekk nii. c'est parce que nit ñi dañ ko bëgg. di fa dem. mais su fekkente am na lu fa xew loo xam ne lu mel ni violence ba décourager nit ñi ba bu fa kenn dematul lamb dootul am valeur. déedéet je comprends donc acteurs yi seen bopp ñi nga xam ne ñoo siy gagné xaalis. tey parce que am na lu muy dundal ñu ngi gagné xaalis bu bari.
ñooñu ñoo war a organiser wu ba nga xam ne bi parce que ku si nekk am nga ay fans club def travail de sensibilisation boo xam ne dina mën a permettre ku dem làmb ji ñibbi duñ la agressé duñu dagg sa chaîne duñ la dóor je comprends du am ay mort parce que gis naa ay quelque part dans les journaux que léeg-léeg mu am lu ñu dóor ba ñu dee. te loolu day découragé nit ba fekkee nit ñi découragé nañu dootuñu dem làmb dootul am valeur te lu amatul valeur ay millions yooyu nga ci dégg dootu ko ci dégg. donc il faut que acteurs yi seen bopp ñu jéem a organiser wu ba jéem a xeex loolu. élection yi ñu jëm itam je pense que peuple bi ñooy tànn il faut que les politiciens respectent le peuple sénégalais peuple bi xam nañu lan mooy élection. te defe naa ne seen calcul dañ ci doon calculer bu baax peuple bi si boppam parce que ñoom ñooy dem di voter ji ñu la je pense que ku si nekk bëgg a laaj réew mi indi sa programme nga teg ne man lii laa bëgg a def te rien ne sera plus comme avant c'est-à-dire que nit ñi nekkatuñu si jamono ji joo xam ne da ngay ñëw rek di leen nax di dem sa yoon déedéet nit ñi léegi ka ñuy tànn dinañ xam bu ñu lay tànn lañ ñuy tànn dafa am lu ñu la sas boo ko defee baax na boo ko deful jóg fi ñu yëkkati la loolu moo fi ne loolu moo am si réew yu organisé. réew yu les grandes démocraties États-Unis France looloo fa am dañ lay tànn est-ce que tu comprends jox la mandat toog di la seetaan boo liggéeyee ñu renouveler la boo liggéeyul ñu simple te teg fi sa morom. loolu moo fi ne. jeex na donc mentalité yi dañu développé fi mu nekk nii ba nga xam ne il faut que politiciens yi xam loolu. rien ne sera plus comme avant. c'est-à-dire que nekk fii di noos ak dafa ki def lekk xaalis nit ñi. xaalisu askan wi. di si dundu ak yooyu dafay nekk loo xam ne dafay doñ parce que génération bu bees ñoo ñëw. te ñooñu itam xam lu ñu bëgg ñu fal la nga liggéey leen c'est ça le problème. tout à fait et je pense que loolu bu amee. jàmm dina am nit ñi voté. Sénégal kenn du mais Sénégal nice. oui alors bokk nga ci ñi njëkk a woy làmb ji parce que nii laa boo ko dégloo woy làmb lay doon nga wax nga ci politiciens yi wax nga ci équipe nationale tey ji équipe nationale qualifié na pour bokk ci ñi nga xam ne équipe bu war a dem Coupe d'Afrique lan ngay wax ci Coupe d'Afrique Lions yi te yàgg nga leen a supporter yàgg nga leen a jàppale ci woy wu ne woy nga leen ko. waaw loolu mbégte la ci am parce que je pense que di gërëm entraîneur bi ak staffam di ko encourager di ko remercier parce que entraîneur bu fekkente ne yaa ngi gagné yaa am dëgg du dëgg donc jëlee na football bi bu ñu doon wax y a quelque temps football bi Sénégal ñëpp a découragé woon. léegi defar na ba am équipe am ba qualifié même avant le dernier match. je crois que loolu c'est très rare dans l'histoire du football sénégalais. donc je pense que li ñu ci mën a def la mooy jëm ko jàppale. bañ ko xeex dimbali ko jox ko ay moyens encouragé ko mu dem Coupe d'Afrique. lu mu fa am ñu xam parce que. man si sama xalaat boobu. teel na sax que équipe bi dem Coupe d'Afrique parce que fa mu ko jëlee la. amul 2 ans 5 matchs le football xaw ma affaire demee donc mais def na fi résultat wax dëgg yàlla. dëgg la nañu woon ci dëgg. dëgg naa la ñu koy critiquer naan équipe bi footballu la ñoom seen ñooñu ñëpp buñ ñu sonal. est-ce que comprendre bu ñu kenn sonal. dëgg la jël na équipe bi foo xam ne fii par terre la ko jëlee. qualifié ko mu dem Coupe d'Afrique nañ ko jàppale mu dem. ñaanal ko. voilà alors mu wax lu am solo ci wàllu li nga xam ne waxtaanee nañ ko tey di Omar Pène tàggoog ngay tàggoog Sud FM ak rajo bi looy wax ci rajo Sud FM ak émission ndekki li. mais xam nga lu ma ciy wax. mooy bi Sud FM amee. avec l'avènement de Sud FM. si la mentalité sénégalaise yi commencé changer en matière de rajo. en matière de média même. parce que média yi tey bu ñu jëmee ba mu mel nii Sud FM moo changé lu bari. si doxalinu média fii si Sénégal moo ko changé est-ce que comprends maa ngi fàttaliku bi Sud FM njëkkee am. nit ñi dañ daan téléphoné sax ñu foog ne rajo lu waay neex wax ndax ñu fa nekkoon dañ daan sélectionné di tëj xam nga sànq da nga ma laaj benn laaj bu am solo lu tax doo faral di def émission gis nga ba fa benn rajo amee dañ ñu daan. toog ay weer duñ teg sax Super Jamono kooku si xeex bi mu la doon wax si njëlbéen nga kooku sa la bokk ñoom Ousmane Faye ñi def seen benn délégation fekk ma sama kër boobu maa ngi dëkk Liberté 4 ñu ne ma waaw yow duñ leen teg si rajo bi ma ne leen déglu leen rajo Sud xam nga rajo Sud benn rajo bu nekkoon Gambie ñooñu suba ba ngoon dañuy teg Super Jamono ñooñu amuñu xaar mais yàlla ñëpp la ñuy teg joo bari te ngeen muñ ndax Sénégal mu ne ko dina am ay rajo ak i télé dans les années qui viennent ba ngeen kontaan te di ngeen dem ba finalement sa rajo wala sa télé préféré sa télécommande lay doon da ngay biis rek dem feneen te loolu Sud FM moo fi loolu dañ loolu
loolu dañ jël xam nga boo fi nekkoon tey di xuloo wala ngay xeex wala ngay. gars yi di la xam waaw mooy digal ma teg pata jaru ko mooy calme leen dem leen toog. pour le moment déglu leen rajo Sud ñooñu ñëpp la ñuy teg. dëgg la comme ñii duñ ñu teg baax na yàlla mi dara tuuti dina fi ay rajo ak i télé ak i journaux. te pourtant noonu la demee noonu la mujj demee tey fi mu nekk nii kenn kaasatul. dëgg la kenn waxatul dara. te loolu Sud avec l'avènement de Sud FM fa la commencé. ndeysaan. donc gis nga ku muñ. gis nga boo mënta muñ. doo dara doo am dara. dara. te loo muñul doo ko am. dëgg la dëgg la. barki yàlla dëgg la. donc loolu. laa xam ne tey bu fekkente ne pluralisme médiatique. waaw bu amee fii tey. nañ ko gërëmee Sud FM. Sud FM. jaajëf kon nag amoon nañu mbégteeg bànneex vraiment di la dalal ci émission ndekki li muy loo xamante ni ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax. ndekki li neex na ci disponibilité bi dégg nga. ndekki neex na jaajëf merci beaucoup. am na croissant am na pain beurre. mais beneen ñi sant Mbow summi ma mais ndekki li neex na. ndekki nga daal. neex na jaajëf. Ousmane sax ndekki. jaajëf merci beaucoup. jaajëf. kon nag di jaajëfal mbokk auditeurs yi dafay nekk ci déglu bi yëpp ci Sud FM seen rajo seen émission ndekki li beneen yoon beneen artiste kon nag nii leen koy defee mais defe naa bëgg ngeen bu baax ci déglu Omar Pène ak li nga xam ne wax na ko ci wàllu musique am wàllu jaar-jaaram wàllu personne am nitam ci boppam moom ci boppam ak li mu wax ci Sénégal wax ko ci gaynde yi wax ko ci làmb ji wax ko ci Afrique wax ko ci li nga xamante ni mooy nit buy dimbali nit ni mu war a comporté woon ni mu war a defee nit warata dimbali nit di ko wone looy def na nga ko def ci yàlla tax ndax booy def di ndax ngisal gara ngay am waaye doo ci am yàlla kon nag encore une fois ñu koy sant di ko gërëm di ko remercier au fond du cœur di ñaan li mu bëgg ci wàllu musique ak li mu bëgg ci art bi yàlla na ko yàlla may defal ko defal ko ñëpp guddal fanam alors nous remercions également Ousmane Faye pour sa collaboration di remercier également Alioune Badara Socé pour la partie technique di jaajëfal ñëpp ci déglu beeg ànd bi jaageen jëf. yéen a ngi déglu ndekki li ak Sidi Gueye l'homme jaraaf. waaw man la Omar Pène si Sud FM 98.5 ak Sidi Gueye nag mooy l'homme jaraaf.